jërëjëf Abdoulaye Diop maa ngi lay ziar bu baax a baax di nuyu auditeurs yi nga xam ni ñooy déglu RFM 94.0 la rajo de toute l'actualité yéen a ngi seen journal des faits divers ci beneen numéro ci semaine nu lundi tey la ñaata 19 wala le 20 xaw ma sax fan la réew mi toll tey la 20 te 18 waaw tey la 18 mai 2020 waay léegi korité jot de Ndiaye maa ngi lay ziar léegi ni korité. gisoo sama yegg ci. damaa def erreur man tey 17 laa ko calculé woon. naan yokk ci benn 18 la ñu ngi ci 18 de. mooy weeru tubaab. waaw weer wi ñu yàlla sant na fu ñu ci toll. weer wi ñu yàlla sant tey yaakaar naa ne ñu ngi ci 24 de 23 24 de yooyu de 23 24 man moom 25. waaye sax laa jëm la daal. non ca ñu njëkk war la bokk. ok. mu nekk ci 25. ok maa ngi dajeeg léegi ci suuf Elimane Lam Abdoulaye Diop mu ngi leen nuyu Elimane Lam maa ngi dajeeg moom léegi ci suuf déedéet amul lu ma jox pour ma jox la ko de dalaa nuyu rek ndax boole wuñu. na ngeen def Ndiaye ñoo ngi sant bu baax ñu ngi ziar baax na ngeen def ak coono yi. alhamdulilah lépp jàmm rek. sant bu baax ana baan. Mangalaan Pakaaw xaw ma Sédhiou ci tig-tigal boobu daal la nekk baan. waaw sama waa ji. yow foo nekk. jamono jii day defe naa maa ngi Madina Wandifa. oko hooɗoɗo oko hooɗoɗo hooɗoɗo kay bande wuti Madina Wandifa non man damay xam nga toog Ndakaaru di def reportage yi dama cee taay xam nga Sénégal du Dakar ak Thiès rek ak Ndar dañuy dugg ci village yi ndawaade xool waaw wuti xibaar rek liggéey rek bañ a toog man bëgg naa xam yow ci lan nga ne ci li ma nekk daal mooy barki dem maa ngi woon Tamba démb ak barkaat démb maa ngi woon Tamba barki démb ak démb maa ngi woon fële ca dëkku Mame Boye Diao ba nu mu tuddati Kolda waaw jóge nañ fi mu nii ñoo ngi sillonné ci Pakaaw bi booru fi mu nii maa ngi biir marché Madina Wandifa te juñu marché bi kay moom moo ngi mel tukku sa bënn saañ bi réer fii fekk li ma fi yëm ba moo xam mooy gis kenn takku fi mat te marché baa ngi fees tel ki nit kenn takku mat madd jaa ngi dolli mango jaa ngi dolli mi ngi noonu xaw ma lu ma la xaw ma mais nit ñi fii mi ngi fees tel ki nit mais gisoo doo gis nit ku takk mat ragal naa loolu moo fi yëm dem Futurs Médias yaa ko fi indi dara en tout cas mi ngi noonu daal waaw yàlla la yàlla sàmm rek non dégg naa la waaye mais man dama lay ñaanal yàlla sàmm la rek ban amin yàlla ko waral booy ñàkk yor numéro maire Ndoye rek waaw ni ko neel sa doom bi mu toog waay non ban di ngay def nii moom wuyu ma waaw abaa ñu door xalaas aja ban ñu door xalaas waaw kii moom nee na problème mooy day sàcc rek waaw nee na day jël de ko def waaw nee na daal moom c'est que da ab jànq la day liggéey mais nee na lii da ko métti goo xam ni kër gu muy liggéeyee waa kër ga dañ koy bëgg mais day maanaam lu mu gis randal ko yóbbu ko jël ko te su ko jëlee da koy maye ji après affaire bi da koy métti nee na kër gi mu nekk jamono ji dafa liggéey lu fa réer moo ko sàcc te waa kër gi dañuy xam ne moom la mais duñ ko wax dara loolu rey na góor waaw loolu ne nag looloo koy bëgg a rey nag fi mu nii ñu déglu ko waa déglu jox man 92 laa juddu léegi man nag dafa am lu ma metti trop li may jël ay jëlantu yu sew yi laay def ay jëlantu yu sew yi gis nga man buñ tegee xaalis nii sax dinaa def kut ba jël ko franchement ñoom nag duñu wax te duñ ma musa laaj damay jëlantu nii te man lu ma bëgg suba ba ngoon jot ñoom ñu ngi ci franchement nag te li ma bëgg instant yi su ma leen ne lii laa bëgg dañ ma koy may ñoom ñi may liggéeyal lu ne may nañ ma ko lu ne mais man daal sàcc gi daal moo ma métti damay jël ba pare su ma jëlee ba pare ne daf may métti trop daf may métti parce que damay jël soit ma jël seen téléphone bu ñu boo xam ne utilisé tuñ ko ma jël ko su ma ko jëlee damay dem ma maye ji ko des fois ma jël nii ay yéreem xam nga daf may dénk ay bagage am daf ma wóolu daal lépp man la koy dénk daf may dénk ay bagage am yenn saa yi ma jël benn saagam nii ma dem après ma maye ko duma ko utiliser wala ay dàllam wala ay yéreem wala yenn saa yi mu teg bagage yoo xam ne da ko teg pour denc ko man ma ñëw jël ko su ma ko jëlee après dama ko utiliser dama koy may yu ñàkk fayda daal franchement daf ma métti damay jël ba pare su ma paree dama koy regretter li may jël loolaa nag laa xamul lu mu bi ma ko remarqué léegi moom mu ngi bëgg a yàgg parce que léegi moom yëf yi daf ma mel nii daf may bëgg a ëpp doole xaw ma nag daf may bëgg a ëpp doole trop damay toog affaire ma métti lu ne ma koy xalaat mais daal mu ngi noonu en fait bi ma commencé jël sama benn kër patron bu ma njëkkoon a nekk
foofu laa nekkoon foofu tamit yu ñàkk fayda yi daal laa fa doon jëlantu yooyu daal laa fa doon def ay seen or wala seen bàgg yooyu laa fa doon jël après nag bi ma nekkee fii tam man moom yàlla daf ma may chance ku may liggéeyal ku ne daf may bëgg wóolu ma lu ne nga may mais sama cat daal loolu la lu ngeen ma mun a ñaanalee rek te ma bàyyi ko te yàlla tax loolu lay ñaan ci barke weeru koor bi metti moom def na ma ko trop damay jël ba pare après dama koy regretté su ma jëlee nii ba pare ba dem mayee ko dama koy regretté ma ne waa man lii ma jël lan laa koy doyee noonu daal la fay demee ay maa ngi nii sama néeg dara manqué fa matériel bu fa am sam patron moom moo ma koy may lu ma bëgg instant yi mu defal ma ko day indi ay tissu mu may ma yëkkati téléphone may ma mais man daal lii sama cat mooy li tax may jël te xaw ma lan moo may jëlloo Passepartout loolu lay sama problème li may jël daal te xaw ma lan moo may jëlloo franchement métti na ma trop man daal su ma sañoon daal loolu daal ñun dimbali ma jël te yàlla tax loolu laay ñaan. man bagage bu réer dinañ xam ne man maa koy jël mais duñ ma ko laaj te duñ réaliser duñ def dara te xam nga loolu tamit loolu rek gàcce la nit ki xam ne yaa ko jëlal lii ba pare te du la ko laaj du ci wax lenn franchement dafay neexul ci xol neexul de. man gis nga sama salaire mosul tardé su ma ne ko lii laa bëgg mu may noonu la jël bi may jël bu ma paree di ko réccu daal metti na ma trop franchement man daal solution bu may bàyyee sàcc dong laa bëgg loolu rek laa bëgg. xam nga lu ma ci njëkk a jàng. waaw. mooy luñ ko def la. luñ ko def la pour yow. waaw ñaari def nag mën naa am. waaw na ma baal torop mais gis nga. waaw dañuy faral di wax ne boo ëmbee di jëlantu yu sew yi. boo juree doom mën na koo doon. mën na koo jël. bon loolu nag c'est wóoruma c'est pas vérifié li ma wóor daal mooy. waaw gis naa koo xamante ne ji nii la mel. waaw bu amul lu mu jël day teg alalam di ko jëlaat di ko nëbbu boppam parce que luñ ko def la. waaw léegi nag. waaw. comme am na fulla ak mat gu toll ne wax ko. waaw bu mu ci rus. waaw te bu mu ci tàyyi na góorgóorlu rek dina gis ko ñaanal. man ne am na saafara su ma si waxoon ay jamono nga may reede. boobu banati la. bi ma nee nañ wut saabu bu ñu sangi néew. waaw. ak morso bu ñu génnee ci paxum kaña. waaw. sotti ko ci def ko ci pool def ci ndox mu ciy raxasu. waaw ku koy def sa doom du sàcc. soo dee sàcc di nga ko bàyyi man de borom xam-xam ma ko joxoon. waxaat ko nga ne. benn borom xam-xam nee na ma. waaw. da ngay wut morso boo xam ne dañ ko génne ci paxu kaña. ak saabu bu ñu sangee néew ba mu des. nga def ko ci bool di ci raxas say loxoy doom. su fekkee da nga am doom joo xam ne day jël mu ciy raxas loxo yi. ab diir soo ko dee def sa doom du jël mbaa soo dee jëli su dee jëli dina ko wax. saabu de bu ñu sangee néew ba noppi moom mun nga ko am moom mais morso bu génnee ci paxum kaña. mais loolu yomb léegi bàyyeetuñu kaña yi dugg ci pax yi de. yëmbal seen ginnaaw kër ay. mais gars yi bàyyeetuñu kaña yi dugg ci pax yi fenn kenn xamatul fan la paxu kaña ne buy romb ci lañ koy rey. waaye yëmbal seen boori kër foofu noonu am nay kañ. doo xam pax ya da nga am na fa mais da nga dul xam pax ya. beneen bi ci topp mooy kaña yi léegi ñaari tànk lañ yor. léegi dugalatuñ fa ay morso. pax yi la dégg nga kaña yi léegi ñaari tànk lañ yor dox ak seen i soxla yoratuñu ki de. ay chambre la ñuy luye bu weer dee ñu fay. su doonee sa yitte nga am ko de loolu. baan ñaari complication la néew yi léegi mënuñu leen a jege ndax coronavirus bi fooy jëlee saabu bi. waaw mais mën naa ne. les cadavres sont inaccessibles présentement. soo demee ci sànqat néew doon ñaan loolu. ñoom seen demi bopp sax sànkatu ñuy néew léegi dañ koy bàyyi waa kër docteur. waaw waa kër docteur di leen sànq. mu yéen Bane dafa mel ne yow pakaaw googu noonu da ngaa déglootu rajo yi. ba sax ñu dem ci xalaas bi nga xam ne moo ci topp. baan kii kan la. Mbaye Gueye kii Mbaye Gueye mii mën nañoo def ci moom émission daanaka xam naa ne lu mat ak weer wala ñaari weer ndaxte ci waxi ñi ma jot. ñi mu dóor ëpp nañ 50 personnes. Mbaye Gueye mi waaw Mbaye Gueye woo naa ko. wuyuuma bi ma defee interview yi ba pare yónnee naa ko interview yëpp gis naa ni liir na ko tontu ma biig ci guddi lancé naa ko message pour jël version am liir na ma mais faalewu ma. mais Mbaye Gueye mi te ñi muy dóor ay moodu yi lay dóor ci ay tissu ay jasner ay drap ci yooyu lay dóor ci lu leen dóor 1 million jëm kaw. def surtout jigéen ñi. léegi nag ñooñu mu dóor nag dañoo créé benn groupe WhatsApp. ñu ko tuddee les victimes de Mbaye Gueye. les victimes de Mbaye Gueye. ñooñu ba pare war koo attaqué tribunal fële ca Italie. fu mu nekk moom. waaw ma nee nañ daal diggante Italie jox maanaam 4 numéro téléphone yi mu am yëpp jox nañ ma ko
woo naa ko ci yónnee naa ko ci éléments yi. mais li ñu bëgg xam mooy fu mu nekk Sénégal wala à l'étranger. day jaabante étranger la nekk. léegi nag kii ma leen indil ni kenn la ci ñi mu dóor su subaa ñu indi keneen ginnaaw suba ñu indi keneen ba keroog ñi mu dóor daal bari nañ te li mu leen dóor du dóor yu ndaw. waaw ñu xool ki mu dóor. ayca déglu. bi mu defee noonu daan ne sa woote dafa bari ñu daal di bàyyi sama jëkkër daan ne bul ko woowaat bàyyi ko ba suba ñu xayaat suba sama jëkkër woowaat ko mu ne ko maa ngi ci yéen topp naan maa ngi ci yéen rek ba mujj gi man sama jëkkër moom du ko envoyé vocal man maa koy envoyé message écrit wala vocal ma envoyé ko vocal ne ko ñu ngi ci sa kaw suñu xaalis di ñu ko jox te xaalis boo ko lekkee du rees mu daan ne foo leen xam dem leen maa leen ëpp sëriñ gën leen a xam yoon gën leen a ñeme yoon du ñu menacé dem na sax ba menacé sama jëkkër ne ko boo ma wootee ma rey la kon xam nga ni kii triant bi ñuy wax mi ngi ci moom sàcc international bi ñuy wax mi ngi ci moom te duñ ko bàyyi dañuy dem ak moom ba jeex tàkk comme dafa am sëriñ loolu la wax te waxu ko kenn muy man rek wax na ko ñu bari képp kum seqal nee na ko damaa am sëriñ te góor ñi boo waxee affaire sëriñ ñoom duñu dégg loolu te kii dafa li mu nekk dafa dëgër ci moom kon nag dañuy xeex ci moom dañuy xeex ak moom ci affaire sëriñ xeex ak moom ci yoon ci ñaari côté yépp lañuy xeex ak moom pour mu daanu ñaari côté yépp lañuy xeex ak moom mi ngi fii toog di woote Sénégal ñi ko fa nekkal te ay complice la ko àndal yaayam ci la bokk frère am bi ñuy wax xawma nan siis ci la bokk ñooñu ñépp dañ leen a war a daaneel. Njaay boobu moo nekkoon deuxième élément bi dañ dafa juutu. dafa ju moo ma jaaxal kay. waa déglu début bi. ayca. bi mu defee noonu daan ne sa woote dafa bari ñu daal di bàyyi sama jëkkër daan ne bul ko woowaat bàyyi ko ba suba ñu xayaat suba sama jëkkër woowaat ko mu ne ko maa ngi ci yéen topp naan maa ngi ci yéen rek. Ban allo Ablaye. ko juutu. non xoolal ma Mbaye Guèye Ablaye léegi tey ma lijjanti la ko léegi tey ma lijjanti la ko. waaw. léegi ñu xool bi. waaw man nag Mbaye Guèye maa ngi amoon ak moom problème. si période de 2016 bi. 2016 bi entre mai yooyu mois de mai quoi ci lañ amoon problème man nag ay drap yu weex yi nit di jënd di ko yóbbu Sénégal sama benn xarit bu nekk basé wu à Dakar moo doon wutloo ay drap fekk ma doon ko jëndal benn oto doon ko yónnee Sénégal mu ne woon ma naa ko wutal ay drap léegi nag bi ma ko waxee drap yi man ci laa ko doon contacter benn tubaab bi amoon na ko quoi léegi nag sama benn xarit ne ma am na ku mu xam sénégalais kuy jaay drap yooyu léegi nag bi ma ko waxee ma ne ko waa kon baax na présenté ma ko quoi après ci la ñu gisante man ak moom Mbaye Guèye ci boppam. moom mu ne ma comme affaire bi dafa mat 2 tonnes 500 pour que ñu mën koo indi gars yi du nungu indi ko marchandise bu toll noonu dafa yow leen quoi ma ne ko bu nekkee loolu la kon mën naa la ko viréel par banque quoi après ci la ne ma moom yorul compte banque poste pay la am ma ne ko ba tey compte poste pay compte bancaire la quoi baax na mais xaalis ci loxo moom du ma ko joxe léegi nag ci lañ defee noonu ma jox ko Mbaye Guèye à chaque fois ay 2 heures du matin sax daf ma daan woo ne ma camion bi ñëw na mi ngi ci mbedd mi waajaa nga wër koñ bi mi ngi wër gisu la affaire yooyu ba ma demee ba maar ma ne ko Mbaye xam nga lu ma la yëgal man xam naa ne ni doxalee courrier quoi léegi nag yow soxlawatul nga may woo wala yooyu quoi affaire bi ñëw na baax na su ñëwut après nga ne ma ñëwut sinon nga jox ma code yi nga xamante ne moom la Bartolini mooy ñi nga xam ne ñooy def courrier yi jox code identification yi man naa ko contrôler sama bopp après ci laa xoolee affaire yi gis benn colis quoi mais colis bi li ci nekkan matul dara quoi mais benn sénégalais moo ko moomoon matul sax 30 kilos colis bi ma ne ko naa la yóbbu ci yoon man nag laataa ma ko yóbbu ci yoon nag dem naa ba dëkk bi mu dëkk def naa ay environ 600 kilomètres dem seeti ko wëri ko ba gis ko mu daw bi mu dawee moo gendarmerie bi ñu ñëwee nekk fa ak man ay 2 heures de temps après na ma il faut nga fanaan ci dëkk bi bu bët setee nga ñëw def dénonce quoi de porter ko plainte maanaam ci ni ñuy waxee Sénégal commandant bi ci boppam moom bi ma ko wanee photo yi wan ko samay preuve mu ne ma mais kii xam naa ko quoi maa ngi ko jàppee woon port Genova ci été bi benn femme sénégalais bu mu triandé woon te këram fa mu dëkk sax maison abandonnée la
en plus maison abandonnée man fa mu dëkk man sax bu ma doon fay xaalis sax du fa dëkk mais mbay gi nag il est temps que ñu jëm koo arrêté parce que man li ma gënoon choqué pour ma porter ko plainte mooy da benn naar moo ma bu dëkk foofu fi kër yooyu mu dëkk moo ma ne na nga ko yóbbu ci yoon ma ne amuno chaque jour seen mbokk yi sénégalais yi dañ fiy ñëw am na benn femme mu ne ma fan yii passé am na benn femme bu jóge ba Espagne noonu la ko def ci ay cheveux naturels daf koo triandé femme bi fii la ne dafa jooy ba sonn après ci laa contacté man magam bu góor laataa ma koy porter plainte bi mu bokkal papa magam bu góor ci boppam ne ma trian la noonu lay def damaa fay bor ba sonn lu bëri lu mel nii mi ngi koy continuer di def depuis boobu man def na ma ko at boobu ak léegi 9 at la te avant boobu mi ngi ko doon def fi mu ne nii mi ngi koy defaat di ko def ay nit ay coût des millions coût yi millions yi ñoom ñooy obligé di rembourser xaalis boo fayul nag boo lekkul di ko fay xam ngeen loolu metti xam nga ñaara goog abaat. mbéy gi waaw. ñi mu ko def mat nañ presque daanaka 50 personnes. mais kii ay waaw. non kenn ku ci nekk ak façon bi mu la ko defee. te ku ci nekk li mu la yóbbul ëpp na million jëm kaw. ay jeeg ay xale yu jigéen ay grand ay couple façon bu ne. élément yëpp mi ngi fi. mbay ngay xam naa di ñàkk ni danañ ko woo wala mu déglu émission bi tout le temps sunu buntu ubbi nañ ko pour que mu ñëw tontu ci accusation yi rëy yi ñu ko accusé. très bien kii moom problème am mooy nee na rab la. lan moo ko dal. xam ci. waaw kii nag moom Ndiaye. Ndiaye nee na rab la ne kii dafa am jëkkër. mais tout le temps day gént yu doy waar. mais jëkkër ji toppatoo ko pour yóbbu ko ci ñu wutal ko ay ñaan ak yooyu. ak moom mu am benn gan koo xam ne gan bi benn xale bu góor la bu fa jaaroon transit seen kër pour dem bitim réew. xale bu bi mu ko nettalee xale bu góor bi jël ko yóbbu ko fees ci benn buxaaba pour mu ñaanal. waaye ba mu ko yóbboo ci buxaaba ak toppatoo yi ñu koy toppatoo di ko yóbbu ci sëriñ ñu koy ñaanloo ndaw sa nag mujj rab ya wëlbati ko ca gan ga. kon rab yi gan la. waaw rab yi gan jaay daal déglul. man xam naa ne moom dégg ngeen lu ne mais xam nga dafa am loo xamante ne day diis ci nit ki pour nga wax ko problème bu ma jaaxal la te problème bu yàgg la man ma nekk koo xam ne damay sëy dama am jëkkër damay sëy donc depuis bi ma sëyee ba léegi la problème yi commencé boobu maa ngi am ay 22 ans yooyu ci la problème yi commencé dama sëy rek commencé di gént yu kenn xamul di gént su ma tëddee duma nelaw may gént ay gént yu bizarre ay mbaam di ma dàqeek ay xaj di ma dàqeek xam nga di tiit su ma bëggee jàppanteek nelaw di tiit donc bi yooyu amee ma commencé di tiit yooyu man nag xawma ko woon xawma lu mu doon ba mu jóge daal ma sentir ne tiit boobu bu continuer bu yàggee rek damay sentir ne am na kuy sëy ak man su ko defee bu sëy ak man ba pare ba bàyyi ma rek ma daal di yeewu ma tëb ma yeewu ma ne wax sama xel ma ne waa lii lan la damay xool duma gis kenn su ma jàppante waate ak nelaw mu commencé waat di sëy ak man boobu ma jóge nag affaire bi nag di dem amul bëccëg nag amul guddi man daal heure bu ma tëddee ne damay dallu nelaw yi ñëw des fois nelaw bi sax du xóot damay jàppanteeg nelaw rek loolu ñëw te duma gis kanam duma gis nit duma gis kenn man daal dinaa yëg ne li may tiital sama bopp bi daal lay nekk di ma tiital may tiit sama fit bi di maas mais duma mën a yeewu mais nag duma nelaw à 100%. gis nga heure boobu li may dal noonu ku dugg ci néeg bi dama lay yëg duma mën a wax ku wax li ngay wax dama koy dégg mais duma mën a yeewu mais day fekk moom moo nekk ci man il faut mu sëy ak man ba pare doog maa bàyyi su ma bàyyee nag ma yeewu wala instant boobu fekkee nit laal na ma man dinaa yeewu mais ñoom dañuy gis ne man dama tëdd nelaw fekk man maa ngi birti ak moom te kenn du ko xam donc may dund loolu di dund loolu
ma wax ko sama yaay parce que sama yaay nekkul Dakar ma dem foofu ma wax ko sama yaay ne ma loolu de xam naa sa affaire u jëkkër yi la ma ne ko sama affaire u jëkkër yi dañuy bëri ay rab ak ay tuur ma gën a tiit nag ma ñëw bi ma ñëwee bon suñu kër bi ma nekkoon am na benn xale bu góor bi fa nekkoon dama wuti yoon pour dem France donc mu nekk foofu maa ngi moom miinante war nañu ma dem ma expliqué ko kooku bi ma ko expliqué kooku nag kooku ne ma fekk wax naa ko aussi sama jëkkër ma ko waxee sama jëkkër moom tam wuyu ma dafa noppi rek faalaw ma daal bon ci laa ko waxee nag xale bu góor boobu ma ko waxee xale bu góor boobu kooku ne ma loolu moom doy na waa di loolu lan la man ko xaw ma lan la man ko mais chaque jour que jël fee loolu moo may dal amul guddi amul bëccëg mu ne wax nga ko sa jëkkër ma ne ko wax naa ko mais wuyu ma wax naa ko sama yaay tamit mu ne ma sama affaire yu jëkkër yi la man xaw ma lii lan la ñemeetuma sax tëdd ku ne ma man ki ma jàngal alxuraan léegi dinaa la yóbbu foofu ñu dem comme sama jëkkër dafa compliqué ma xam ne su ma ko waxee de mën na maa tere parce que nit ku compliqué la ku compliqué soo waxee aw nii moom day wax aw na li donc ma dem suñu kër parce que benn néeg lañ fa amoon ñemeetuma si néeg bi man daal ma commencé mu nag ma di ma tiital nag même bëccëg bi su may togg nii sax aw ma woon wàññi ci biti laa doon toggee su ma toogee nii di togg bu nit waxee samay ginnaaw sax damay tëb donc su ma paree li may def bu ma duggee sama nekk may nekk di waxtu man kese di tiit man daal ma mel ni comme ku dof ay ma mujj gi man su ma xëyee rek buy xëy dama koy naan déposé ma suñu kër lan la lijjantiwul sama problème. loolu de ban nag mooy problème dëgg nag. boo déggee mu wax dafa mel ni moom ki muy seel da ko xaw a encouragé ci pour mu dem ci yu mel noonu. ci maaman yi. waaw wala ci bu xaaba yi. waaw gan gi da koo bëgg a yóbbu fenn pour ñu ñaanal ko mais wax na ko jëkkër ji ignoré ko. waaw loolu li muy wane mooy tey sa jabar su la waxee dara maanaam assistance dafa am solo ci nit. muy sa jabar muy sa doom physique morale tout ça. voilà c'est ça xam nga ñuy def waaw. buñ ci commentaire gum comme affaire bi daanoogul. waaw te mënuñu koo daaneel fii parce que le présidence taxaw na. waaw bàyyi rek bu suba ñu eggale ko. kon ñu bàyyi ba suba ñu bu ko defee bu histoire bi complet wee. waaw dinañ xam exactement luñ ko ci digal ak it nit ñiy dégg xam ñoom luñ ci mën a jànge. am nga daba am na solo waaw. ay ca kon nuyul ma waa Sédhiou. waaw Medina Wandifa nuyul ma ñëpp. Medina Wandifa waaw ñu ngi nii de kenn takkul masque de. waaw baax na baax ci kanam. man sit naa la Aliou Abdoulaye Diop tey moom bu doon may yow damay teel a ubbi micro yi bu ko defee nu mën a xool nit ñi fu ñu toll ci ginaar yeeg yooyu yëpp xam naa ne dina la intéressé ginaaru korite gi ndax fi ñu toll ni incha allah bu ma juumul samedi la plus tard dimanche incha allah ci la ñuy julli di ziar auditeurs yi déglu RFM yëpp di leen balaq di leen balaq ci julli gi nga xam ne nañ ko julli samedi wala plus tard dimanche incha allah di leen ziar encore une fois ci seen journal des faits divers Xalaas Ndiaye maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar bu baax Ababacar. mbaa yaa ngi ci jàmm yàlla yóbbu ak jàmm ak salaam. amiin yaa rabbi ñu fekkee ko te tal ko. xam nga koor ak ren gi yàlla def na am na ñu ko fekkee mais taluñu ko. dëgg la de. corona guddeeg bëccëg. coow li mel ne bu ma la ko waxati yàlla dimbali ba bu su korite googu. ñu fekki ko tatal ko dim julli ci jàmm baaloon te àq. te tàggoo corona. ñu waa Sénégal gi yëpp. amiin yow kañ nga ko xalaat samedi wala dimanche. ndigal rek lay déglu. waaw. dégg naa boo wékkee ci ndigal doo sonn. doo sonn doo seenu. dégg naa benn kilifa yoo xam ne mu ngi wax ni mën nañ séntu premier séntu bi dimanche. kooku moom loolu moom xam naa dama fekk. dimanche moom dama ko fi xaar bu soobee yàlla. dimanche moom aw ma patience boobu. léeg-léeg damay gis nit ñu ko jàpp ko. muy am lan tegu yoon. ñu koy toppee ay délit offense au chef de l'État trouble à l'ordre public wax jooju lu ko gën doon trouble à l'ordre public. bëgg a woon nit ñi fanweeri fan ak benn loolu mu ko teg. baa nañ ci ligne bi salaamaaleykum Baan. sa waa ji ci loo leen ne. lay ziar rek. maa ngi leen di bëggee ziar ba jaajëf waay ñaa ngi wax waxee korité de.
waaw ñu ngi anticiper nii. ku liggéey sañ a fayeeku. dëgg yàlla waaw. mais nag Ndiaye. ban. man dof bi bokk ma waxati man mi nga xam ne maa gën a ñàkk xam-xam ci réew mi. ñu ngi lay déglu. waaw ki gën a ñàkk xam-xam ci réew mi. Ban ñu ngi lay déglu solo. déclaration. Ndiaye gis nga korité gii. permission yi ñuy joxe. d'après man li ma gis ci tournée bi ma def ci dëkk bi bis bu nit ñi demee korité ci. suñu korité ba pare. docteur Xemes lim bi muy wax dina yokk. ëpp naa wax. barke borom Tuubaa man Ndoye Bane dox bi maa la wax. autorisation yi ngay wax. autorisation yi gis nga man ne su nit ñi korité jee. dina am ñoo xam ne dinañ yóbbu feebar bi fa ñu korité ji am na ñoo xam ne su ñu ñibbi si dinañ ko jëli fa ñu korité ji woon indaale. damay dalal sa xel. waaw. yaakaar nañu mu am. mais xam nga sénégalais loolu noonu ngay wax. waaw ñu bëri ñu ngi koy ragal mais xam nga sénégalais. waaw. seen niveau de conscience toll na foo xam ne. waaw. ñu baree tey boo waxee dañ naan demuma. ña ñuy fekki am fu gu toll ne boo ne damay ñëw ñu ne la déedéet jaru ko. moo tax du ma ne du ñàkk ñu dem nag parce que am na yoo xam ne dëkkuñu Dakar. mais bu fekkonte ne fukk ñoo daan korité jàppal ne korité gi gi ñett ñooy dem korité ji. ndax nit ñi conscient nañu ci quarantaine nag ni mu méttee. hospitalisation ni mu méttee. xëy suba taal rajo bi dégg télé bi dégg Diouf Sarr muy taxaw naan temps de contact ak temps de guéri ak temps de hospitalisé xam nañu ko moo tax jël nañu seen ay devant. Ndiaye xam nga lu manqué ci réew mi. xam nga nit ñi am nañ jom. am nañ fulla am nañ fayda. li manqué mooy bu moo daan dem suñu dëkk. la fay dee yëpp maa ko daan rey. li manqué ren mooy la nga yóbbu. ka daan rey moo gën a dee. waaw li manqué mooy li nga yóbbu. ban loolu it wax la de am na ñoo xamante ne ji corona tere wu na dem de lu ñu yóbbaale lañ amul. voilà c'est ça fii daal ku ci am te puisque affaire bi xaw nañoo teggi tànk tuuti li may conseillé nit ñi ku ne Dakar wala Thiès wala feneen soo amee dara yónneel sa waa kër te toog. xam nga masque yi lu tax nit ñi farataal ko weeru koor. waaw mooy xeetu gémmiñ gi la ñuy nëbb mais gis nga bu koor gi bare ñu bëri danañ tekki seen bos. dëgg la de waaye ñëw yi gis nga takku masque yi. nga xam ko xam nga mënatuñoo soccu te du ñuy boros weeru koor. ngir masque seen xeetu gémmiñ tax na ñu bëri farataal nañu masque mais ba koor gi jàll beneen combat la waat encore. weeru koor kenn du ci boros. santaane wuñ ko de. beneen bi Ndiaye. allo. xam naa di ma jox numéro Oustaz yaa ngi dégg waa Baan waaw. Baan am na ñoomul koor ci kër gi de. waaw man de. waaw non xam naa loolu xam naa fay xiif rek fay ma ci mar man. yàlla yéen a lay fay. barki suñu Bamba. Cheikh Fall ne maa ngi xaar ba yàlla fay wax bàyyi jëf. koor gi li ci nekk lépp. yàlla mënu ma la ko wax. yàlla yéen a lay fay. suñu Bamba da ngaa bëgg ñu dem. ayca fi ñu nekkoon démb Ndiaye dafa mel ni ñu ngi woon ci mbay gi. Aba lii sama communiqué bopp la dama bëgg ngeen may ma ko. ba tey yow la ñuy xaar parce que Aba Ndiaye dama sonn trop ci utal ma autorisation may def déclaration ci ñi may dégg ñëpp te xam ma. man mënuma utal kenn autorisation. je suis un citoyen comme tout le monde. damay dem déposer autorisation ci lii ci sama liggéey lii ngeen gis ma koy def ci sama liggéey tax ñu jox ma autorisation may def wër dëkk bi di liggéey sama liggéey. jege policiers yi wala gendarme yi warul tax ma wutal kenn autorisation mënuma ko te ñi ma koy yónnee message ak di ma woo di ma ko wax ñu xamee ko noonu. d'accord boo paree jaar service commercial nga fay. waaw dama cee sonn trop te am ñu la ciy mere. waaw d'accord ban. yaa ma toll yow mi naan ma ci état bi nga ne. yaa ma toll. yaa ma toll de. lépp Ndiaye xam nga yaa ngi ni di ma attaqué te tey su ma fi sulleeti mbóot nga ne dama lay tooñate waaye grand problème. mais non loolu baax na ci sax nga leeral ko. loolu baax na ci xëy na peut-être yaa mën a wax mais am na ñeneen ñoo xamante ne ji. waaye nañ sant yàlla rek xam nga bu mbir amee. waaw yaakaaral la ko da ngay sant yàlla rek. sant yàlla mais day baax aussi ngay leeral. soo ko mënul nga ni mënoo ko rek. waaw mu gën a wóor. man ñoo naan ma jël ma Futurs Médias man ko man mii sama place wóorugul ba may jël kenn man mënumaa jël kenn. waaw dañ maa jël. ay ca kon ñu dem baan ci xalaas bi ñu ngi woon ci Mbaye Guèye. Mbaye Guèye Ndiaye maa ngi koy lancer appel. tout le temps ñu ngi koy xaar pour que mu ñëw tontu ci lii. parce que liñ fi yor ci reportage ci Mbaye Guèye dañ ko doon ëpp na bu fi Covid bi ñëwee léegi. Mbaye Guèye déglu waa jooju li mu ko def Ndiaye. salaamaaleykum waa àdduna salaamaaleykum waa Sénégal maa bëgg wax fi ma jaar ak Mbaye Guèye di mbubboo Serigne Saliou Guèye tuddul Serigne Saliou Guèye Mbaye Guèye la tudd man damaa waxanteeg moom mu ne daf may jaay ay vaisselle soo ma envoyé xaalis ma jaay la vaisselle yi mu jox ma tànn yi ma bëgg bi ma joxee ma tànn yi ma bëgg mu ne ma léegi dama koy envoyé xaalis bi xam nga moom Serigne Saliou Guèye la ma jox
mais dina ma dama koy jox Mbaye Gueye ka koy envoyé ndax man sama compte dafa plafonné wu ma envoyé ko xaalis bi mun ma bagage yi dinaa la dugalal bagage yi ci conteneur bi ma ne ko waaw toog di ko déglu nekkete moom sàcc la trian la ba fi may wax ak yéen jotuma bagage yi toog di ko déglu ba biir ba tey daf maa mujjee bloqué déggatuma ko gisatuma ko Mbaye Gueye daal di mbubboo seen Saliou Gueye ku ko jàpp sàcc ku ko bàyyi sàcc maa ngi ñaan yàlla nag ci barke weeru koor bi yal na ko yàlla weer ci barke yonent bi sàcc la trian la. dafa am lu ñu leen bëggoon a leeral rek parce que dafa am waaj yoo xam ne dafa tudd Mbaye Gueye di wuyoo Serigne Saliou trian international la ndax Mbaye nax na ku ne nax na góor nax na jigéen nax na paa nax na meer. ndax na waa Sénégal ndax na waa Italie ndax na waa Allemagne ndax na waa France international la yàgg na kaa def lu ne lay jaay lu ne lay dugal ci page Facebook am nga def ami ak moom mu proposé la wax la wax ju neex ngeen waxaale ba juboo mu jox la benn turu Serigne Saliou nga verseel ko sa xaalis soo ko verselee sa xaalis mu jël paquet photo ko bind sa tur ne la suba ma dugalal la ko nga toog di xaar 2 fan 3 fan nga di ko du la wuyu ba sànqi suba ne lii nag dafa doy am na nit ñoo xam ne ñi ngi fay ay bor te Mbaye Gueye moo leen ko teg ndax danaan la wutal may ay client nga wutal ko ay client mu bàyyi la ci biir jël xaalis ba nit ñooñu nga doxoon seen diggante ak Mbaye Gueye buñ gisul Mbaye Gueye yow la ñuy jàpp te bu boobaa ci coono ngay nekk ndax di nga fay loolu lekkul. fi ñuy wax Mbaye Gueye moo doon jaay ay basin ak i cheveux di naturel ak ay sac mu déclaré ko ma gis ko ne ko yow de sa yi daa rafet mu ne ma waaw rafet na maa koy jaay léegi ci ñu toog ay 2 minutes 3 minutes daal di may envoyé ne ma dinaa la yónnee sama numéro téléphone saa yoo bëggee rek nga wax ma daal di may yónnee 2 numéro téléphone am yu Italie encore mu yónnee waat ma basin yi ci sama WhatsApp ma daal di koy gis ma ko déclaré samay xarit may itam defe ne nitu dëggu la rek di muy jaay te moom mi ngi tuddee boppam sëñ Saliou mi ngi tuddee boppam taalibe Seex ak sëñ Saliou yooyu yëpp mi ngi koy mbubboo waaye ndeketi tudd noonu mi ngi tudd Mbaye Gueye ginnaaw bi lañ xam ne Mbaye Gueye la tudd léegi bi mu defee noonu ma boole ko may itam samay xarit tamit daal di bëgg ci mbasin daal di tànn bu mu tànnee ba noppi ñooñu tamit ma ne ko waa Mbaye ñii buñ fekkee ne ñoom dañ laa war a fay léegi yow ban carte lañ la koy dugalalee Mbaye daal di may yëkkati benn carte postepay jox ma carte postepay bi mi ngi tudd ak code fiscal bi mi ngi tudd Saliou Tall mais moom bosam joxewu ko turu Saliou Tall la dama xamul nag moom Saliou Tall complice am la xawma nu mu demee daal mais loolu dese na maa leer parce que numéro boobu la ñu jox turu kooku la ñu jox sama xarit yooyu daal di ciy verser xaalis bi mu ne léegi comme versé nañ ko ba pare paquet bi incha allah maa ngi leen koy defaral nii paquet bi mu ko defee ba pare mu ne dans 3 jours dina ñëw 4 jours sax la ma wax nag waaw ne ma 4 jours dina ñëw ma ne ko waaw amul benn problème waaw bi ñu defee loolu toog 3 jours 4 jours gisuñu dara sama xarit yi dugalal ko seen xaalis valeur bu toll ci 4000 euros 750 euros 4750 euros Mbaye Gueye jël na ko ci ñun waaw Mbaye Gueye jël na ko ci ñun léegi nag boobaak léegi nag ñun mënuñoo fexe ba dégganteeg Mbaye Gueye boo ko wooyee mu coupé la boo ko wooyee mu bloqué la ma leen di wax rek na leen Mbaye Gueye sàcc la Mbaye Gueye trian la Mbaye Gueye bandi international la waaw ko jàpp sàcc ku ko bàyyi sàcc waaw Mbaye Gueye nii daal lañu def ñun jigéen ñi. mais ban. waaw. apparemment Mbaye Gueye mi toj na bitim réew de. Mbaye Gueye fi mu ne nii dama jël ñeenti jigéen boole leen ci benn élément boobu noonu. su la neexee nga di nu mu def góor ñi rek waa ji jox ma neel nu mu def góor ñi. léegi nag xam nga lu ma bëgg. waaw nañ dem ci planning bi. parce que xam nga lu tax kon beneen Mbaye Gueye bi denc ko. voilà Mbaye Gueye mi moom. nañu ko dencal waa ngeen ba suba rek. voilà.
maa ngi dégg coowal faux billet lu am fële ca Zac Mbao. waaw maa ngi koy topp. voilà na nga ñibbi si jógeel pakaaw ñëw lijjanti ko. maa ngi koy topp. Aba xoolal 1500 milliards de francs CFA la ñuy wax ci faux billet. dama tidd. nee na la dégg nañ ci ay hommes politiques yoo xam ne dañu siiwoon ci nguuru Abdoulaye Wade. kenn ki tur bi F la commencé. sant bi S. keneen ki tur bi P la commencé. comme Patrick. Patrice. Pape. Paul. sant bi D. kenn ki sax déposé woon na candidature am ci wote présidentielle yi ñu génn. ñaari hommes politiques yooyu noonu ko jege woon Abdoulaye Wade lañu. te ma leen a jox tur yi benn te ñu ngi leen ciy dégg. nga ne. te ma leen a jox tur yëpp benn est-ce que doo ñu ko vocal. mais 2 milliards d'euros. loolu lu ko nit di doy ci àdduna. da nga ko wax ci wolof xam nga mooy milliards d'euros ñun duñ comprendre da nga naan 1500 milliards. ban lu xew ci planning bi. Njaay daal kii nee na dafa am jëkkër. ba jëkkër di ñëwoon daan ko labat. jëkkër da mos a ñëw loxoy kese. fu mu jaar ñëw suy ñëw dina indaale fruit wala mu indaale dibi ak fruit bàyyi fa wecc ci labat. waaye ba mu ko takkee ba indi ko këram ba jamono ci ndaw si dafa ëmb. ndaw si nee na benn ñëw na ci kër ga xam nga soo jeeg bu ndaw soo ñëwee ci kër soo fekkee ci kër gi loo xam ne ci nga bëgg indi say tuuf yu bees yow. nee na ba yaayi waa ji ak sër waa ji bàyyiwu ko ci. ndax ci dolli waa ji ndaw si ni mu biiree nii day bëgg su wooyee jëkkër ji ni ko sooy ñëw indaaleen ma fruit jëkkër ji day bañ. su dee ko soo jëndal ma dibi sama xel mi ci la nekk jëkkër ji day bañ. su ko joxee ordonnance su dee juróomi garab a ci ne jëkkër ji day jënd ñetti garab yi bàyyi ci des. te nee na loolu la mënul comprendre est-ce que du su amee doom du def planning bañ a amoon ci doom ji ndax jëkkëram ji mérité wul xamul lan mooy am. moom xalaat na faa toog ba tey kon. non dégg foofu mu toog fa nag. ok. damay laaj ñu déglu ko très rapidement. déglu ko. léegi damaa amoon problème vraiment te aw ma fenn fu ma ko jooytoo dafa am waajoo xam ne daf ma doon labat vraiment di ñëw sama kër sama dara manqué wu su ñëw sama kër saa buy ñëw dina yor mbuus bu ca deful dibi ñoo ca def fruit mbaa mu def ca xeetu baax te bu ñëwee buy dem dana fa bàyyi dara donc ñuy dund loolu ba mu ñaan si ma ñu may ma ko ma sëyi këram bi ma sëy ci kër gi nag fekk naa fa yaayam fekk fa sëram boo xam ne dafa am jëkkër waaye sëyiwul jëkkër ji bu aayee ndaw si bu aayee jëkkër ji da koy fekk ci kër gi ma fekk fa nag dund goo xam ni vraiment dund gu metti ndax nag waa ji macha allah ñàkkul kilifa la kilifa gu mag sax waaye kër ga ceeb guddi ceeb bëccëg waaw guddi gi moom mbaxal rek la ñuy togg bi ma ñëwee nag ma bëggoon vraiment indi sama touche bëgg changer loolu mais mënuma ci dara sama goro nangulu ma ko sama njëkk nangulu ma ko te sama njëkk loolu jëkkër ji suy aay si loolu lay indi sama njëkk bi vraiment moom góor gu baax la buy toppatoo jigéen mais sama jëkkër moom nangulu ma dara ba ma doon doxaan daal lam ma doon defal lépp bi ma ñëwee ci kër gi da koo dindi ba mu set te yàlla def nag ma nekk jigéenu wéru des am yu may bëgg am yu sama xel di nekk lu ma ko laaj mu bañ su ma ko nee indaaleel ma fruit mu bañ su ma ko nee dibi moo nekk sama xel mu bañ mbaxal mi daal ci laa sëgg mbaxal guddi mbaxal bëccëg sonn naa lool dem na ba pour ma dem visite sax c'est tout un problème wala bu ma fexee ba dem visite su ma ñëwee indi ordonnance bi wala ma am échographie bu may def ordonnance bi bu dee juróomi garab mu jënd genn wàll gi te kon nag moom kenn limaalew ko te mu yor xaalis man su fekkoon amul sax ma ne sama jëkkër kat dafa ne ci ay problème wala sama jëkkër kat loxoom jotul ginnaaw mais daf koo am moom daal ndoxaan nga moo neexoon sama dara manqué wul mais bi may ñëw ci kër gi fekk si fi sama goro fekk fi sama njëkke dund bi daal metti na torop ci man sama jëkkër toppatoo ma te maa ngi nekk jigéen wéram jaaxle naa torop parce que lii xamatuma lu may nuru man nag damay laaj man lii bu yàlla defee ma jot sama bakkan am doom ci jàmm ak salaam ndax duma dem defi planning kii ba bañati koo jural waaw est-ce que duma fi arrêté sama njur parce que nag sonn naa lool sama njëkk bi mayu ma jàmm sama goro mayu ma jàmm
boo leen bëggee defal sax lu baax ñu ne déedéet day yàq loolu daal mooy sama problème dooy daal ma doon laaj nag kii moom ndax duma fi yemale njur gi daal ndax lii ma gis man xaw ma ko. ban munu ko faa yemale ndax doom bu ko yàlla tuddee fa mu ko tuddee fa lay juddoo. waaw léegi nag il faut que jigéen ñi moytu ñaar. waaw mooy pàkk bala nga fay dëkk da nga koy xool ndax jig na lam déet. maanaam sëy si ci kër rek man baatu dafa jugaale ni ma ko contré ci jigéen. yow xamoo góor gi ngay fekk nan la mel. xamoo gan kër la xamoo ban situation la xamoo nu muy mel. dafa am ñaari xeeti nit am na. jigéen ñoo xam ne. seen ëmb moom ëmb leen ko sax ay gën. duñ la may dara am góor ñoo xamante ne ji luñ la bëgg bis boo ëmbee ñu rocceeku. mais am na jigéen léegi nag da ngay toog ngeen statuer ci loolu man ban góor la ma yàlla booleel man ban jigéen la ma yàlla booleel. ban am na jigéen yu compliqué ay ëmb torop. 3 heures du matin lañ lay laaj ay dànq ak ay ditax. ay gerte jaafa nekk sama xel déglu ma parce que 3 heures du matin ay sump yaa nga daan yee 3 heures du matin. mais yëpp ci man ànd naa ndaw si gis nga abaa. mais ban ak heure bu ma la mënti yee lépp ci kër gi la xewee mais bu ma yee ay 4 heures du matin 3 heures naa la jëndali ay dànq ak ay ditax ak. yow du njaay dibi ji ngay dégg looloo ko fi indi. yeew xaaju ko di laaj dibi. c'est que Njaay da ngay dégg mag ñi doon wax naan su soxna amee doom sax da nga ko war a fay pour mu nàmpal ko. li mu ëmb yi sa ëmb la yaa ko moom. non loolu moom kenn werante wu ko. loolu moom ban waaw jigéen bu ëmb xolam warul di tàng. waaw xale yi ngay gis ñu juddu bon xol yëpp foofu la jóge. Njaay waaw loolu ëmb dafa metti. Njaay ministre bi ngi sol ay dàllam de mu ngi sol ay dàllam xam naa léegi mu taxaw de. waa alors kii nu mu tëddi. ministre bi taxaw waaw. mel na waa ministère dañoo xaw a santé dañoo xaw a soppi dox yi nañ ci dugal allo présidence te ministère dégg nga. Aba. waaw. joyeux anniversaire Marie. daa mel ni maa fi ne parce que ba mu ñëwee ba léegi gisuma Mouhamed Ndiaye gisuma Aba gisuma kenn max technicien bi mu ubbi loon pour ma tàmbali kon boog ma leen di ziar te di leen ñaanal jàmm ci ko bëgg jàmm yàlla nga am jàmm ku bëggul jàmm yàlla nga am jàmm Modou yee nekk bitim réew feebar bi yàlla na leen muccal ñun ñi nekk ci réew mi di ñaanal ñëpp gudd fan ak Ndiaye mujj ngaa dugg see. leen rek ma metti dañ lay dégg ñu wax ñu ne thème de la semaine xanaa dañoo changé heure bi. waaw rek ma metti suñ ko déggee. dañ lay dégg ngay wax rek ñu ne thème de la semaine xanaa. xam nga ku nekk la nga mën. parce que doyen Abdoulaye Diaw bi ñu ne ko pour mu ñëw di def journal sport. waaw. xam nga lu mu leen wax. waaw. su ma nit ñi déggee dañ naan koy football. wax nga dëgg de. su ma nit ñi déggee ci rajo bi heure journal dañ naan koy football. waaye yow tamit. nit ñaa ngi dégg yaakaar ne thème de la semaine. dañu changé heure bi. commencé na ba pare kay sosal ñu fi lu ne weeng. baal lu la xëy dama ñëw fekkoon fi kenn. ñun ñu ngi fee toog doon réunion ci place mais place heure bi jot na. ñu ngi jégalu. l'heure seen yaa ngi jégalu. maa ngi jégalu kon lu neex waaye rek kon antenne bi bu dee yaa ci njëkk. xanaa na mu leen moom. ah mais baan yow da ngay yow ñun c'est ñu lu garaaw di bañ leen nam. yaakaar naa ko. waaw ñu ngi leen di nuyu bu baax maa ngi leen di nuyu sax laay wax bu baax a baax di leen jaajëfal jox leen seen wàccuwaay bu baax journal des faits divers bi xalaas. ban tey ñëw na. ginnaaw ba démb ak bërki démb yëpp yaa ngi woon ci àll ba. waaw maa ngi woon ci àll ba di nuyu ñëpp di nuyu dëkk yi nga xam ne jaar nañ fa yëpp Kaolack Kaffrine Tamba Kolda man wax loo jaaxal. non tàngaayu fa ne laa xamul man dama ko doon dégg rek waaye nag garaaw na de. am na dëkk koy tàng ci réew mi de. garaaw foofu nag wax dëgg yàlla war moo ñooñu war a ëpp ay points. maam booy jàng lay dégg de. waaw de maam booy moom. maam booy. moom xanaa dafa mënul ci tàngaay bi dara moom. man ba ma fa defee ñaari fan la ñëw. ma romb ko ca gouvernance moom muy joxe yooyee. ceeb baag ñoom seen. mais man ko maam booy sa dëkk bi tàng na man Kolda dafa neex man ko sa dëkk bi dafa tàng laa wax. fii ku fi woor. dañ laa war a fay ñaar. waaw képp ku wooree Kolda. si 40 lan la woon not. man ban daf maa jaaxal ko. ban yow tàngaayu Kolda yow mën na laa jaaxal ban te yow nga dëkk Touba. non Kolda gën a tàng Touba. waaw ku nekk ak sa tàngaay rek. waaw ñu dem bàyyi tàngaay ci ñu dem ci élément yi. démb defe naa ne bi ngeen may kii ne nga moon nañ gëstu ci lii. loolu mu affaire faux billets yi. faux billets yi doon tuddoon président Pape Diop ak Farba Senghor. waaw liñ ci tuddee dara amu ci. waaw dafa mel ne dégg naa ñu koy weddi. waaw
dara amu ci wax dëgg yàlla xaw ma ka leen tudd tooñ ne leen tooñ seen njaboot tooñ seen xarit loolu baaxul. waaw loolu baaxul man dem naa ca ba ca biir xuus ba ca biir comme ni nga ma ko waxee woon rek. waaw dëgg yàlla. waaw après naa la woon suñu paree li ma ci am yëpp tooñ nañ leen nag. waaw parce que dégg naa su ma juumul. waaw. ci commandant xaw ma légion lan daal muy wax ne. amu ci benn autorité boo xam ne. waaw bu baaboog ñoom gisagum nañ ko. waaw nee na amagu ci. mais bon comme mbiri enquête la. waaw nañu bàyyi rek lu muy gën di dem muy gën di leer xam nga Sénégal muy réew moo xam ne. yàq fi deru nit dafa gaaw trop. puis gars yi gaaw na taf ñu def seen i photo quoi. ah mais bon. luñ def seen i photo nañ def photo ñan jàpp. waaye nit ñoo xam ne. waaw mais tamit vraiment lu nekk ci yoonu lu nekk ci enquête. fan la nit war a mën a amee information bay yàq nit wala di sosal nit ñi nag am nañu bon. waaw vraiment am nañu bon nag quoi. mais non buñ ci demagum nañu dem ba fa enquête bi di mujj parce que xam nga aussi doo tuumal kenn mu ne mën a. waaw mu amul. di wa def yaa def mu taxaw ne man maa def ñu koy def bariwul comme ñu ngi ci enquête. ñoom wax nañ leen ci bu fekkee ñoom la ñuy wax sax bien sûr parce que man bi fi mu nekk nii ay initial rek laa gis. waaw bu fekkee ñoom la. waaw. bu ñëwee ba ca kanam dana leer bu fekkee du ñoom bu ñëwee ba ca kanam dana leer. mais fi mu ne. munoo ŋàññi ñi ñu tuumaal munoo ŋàññi ñi leen tuumaal. xoolal kenn convoqué wu leen. waaw mais loolu lépp baax gendarme yi tudd kenn tudd leen. kenn laalewuñ ci. loolu lépp xam nga kañ lay sotti. waaw mooy diw ak diw yoon nee na ñoo def. tëj nañ leen. waaw bu ko keneen koo ci déggul xamal ne laalewu ci mais fi mu nekk moom dara leeragul. baax na coowal faux billet heure bu juddoo ci réew mi rek yuuxu jib fuñ ko foogewul. waaw loolu dëgg la. voilà waaw loolu dëgg la mais xam nga démb yaa ni moo nangu ko yaa ni ma ànk ci ak milliards yi sax a bari. dama ni yow yaa ni ma démb. waaw topp ko. waaw topp naa ko ba fa mu yem. voilà léegi nag bul def say conclusion. ba fa mu yem. donc fañ la yemale. fañ la yemale non fa la yem. waaw fa lañ la yemale yow. ndeyde yemale wu ñu ko de ñi ciy tudd duñ la woo mukk naan la maa defal la defal. ndeyde non woo naa leen ñoom ñëpp. waaw d'accord mooy li ma la wax rek man nee naa xanaa yow da nga maa enquête loo te wóolu woon. waaye mais lii nag lu muy nur nag. compliqué na de dafa compliqué de. oui ma compliqué de parce que nit moom mun laa yónni nga enquête ba pare ñëw di ko jox li nga enquête naan la ay yuux dina jëfuñ ko foogee. waaw duñ ci en tout cas daal ñoon te kenn ki xam nga ni Pape Diop moom wax dëgg yàlla comme lu ko war a jaaxal waaye do xaalis moom. c'est que xaalis c'est que affaire faux billet ku ci dugg en général day fekk yow suuroo am na ñoo xam ne bañ suuree dafa yàgg. lan mooy suur. voilà xam nga am na ci yoo xam ne tey jii am na ay façon yére yoo xam ne yow jaaxalu la lu ko nit sol jaaxalu la. mais ça dépend ci sa xol. déedéet sa xol bu dee sa xol du doyul. am na xeetu dàll yoo xam ne jaaxalu ban jàppal ñett yi. waaw alalu àdduna. waaw njaayum suuf. waaw ak maccum tàngal ñoo yam. kenn du ci doyal. bu jeex nga bëgg beneen. baax na. diw dafa suur ak diw daa regg wax ju yàqu la. waaw baax na. borom alal du doy le. dama ni. njaay tamit ñii nga xam dañuy tuumaal dañuy tudd ay jàmbur. loolu moom jaaduwul. waaw nañ bàyyi. am na yoo xam ne bala nga ciy tudd nit. waaw dañ cee am lu leer. waaw man côté boobu laay waxee. man kay ànd na ceeg yow. waaw côté boobu laay wax. diw dafa suur moom mënta weesu Daouda Diouf moom suur. suur rek la ñuy wax te yàlla tax suur nañ dem ci xalaas gi ñu ne par xalaas nekk nga ni. jingal yow. bu dee suur rek. yéen nañ dem nga ni xalaas bi nekk. non tànn leen bu leen neex. yéen a ma mës na ne ko ndaw koor ndax doo sonn ndax da ngay ay réserve waaye. man daa dégg na musiba waaye yow. Ndiaye tànnal sa bu la neex ci yii fi ne yëpp. waaw tey moom juróomi xalaas laa leen di juróom. nu ko Fadlaw bi di waxee. waaw tànn sa bu la neex. ruube la. ay ruube la li ngay wax ni gëw ma ko baat jël. am na benn paa bu doon circulé di nax maire yi. waaw di nax femme yeeg seen i or ba mu indi woon fi coow. ay jamono paa bi ñëwaat na de. waaw ma nga almadi di ko toj. déggoon ma le retour de góor gi déglu. dafa ñëw sone xam naa ni mu gisee sama tur ñu bind ko ci buntu kër gi mu laaj ci sama tur mu ne kooku du ana aji di fëgg. ma ne waa kan mooy war a fëgg noonu après ma ne sama doom bu góor bi yóndul nga xool kan la mu ne ma maman ma de kii ma gis dafa mel ni benn paale mais yaram bi neexul ma ne ko kon de bu ko ubbil mu ne ma bon ma ne ko noonu bu ko ubbil mu fëgg ba sonn daal di dem mais kon c'est la même personne parce que ñëw na ba ci sama buntu kër ba di ko fëgg ba pare nag di oo sama tur ci kaw xam naa daf ko xool ci buntu kër gi liir ko muy oo sama tur. corona bi rek doy nañu programme waaye buñ ci bëggee boole kuy ñëw nag di gàddu suñuy bagage di yóbbu day gën a metti. te boo ko gisee ñam lay laaj wala ndox benn góor goo xam ne dafa bejjaaw ba weex mag la
ginnaaw gi du sol tubéy mais kanam gi daf koy muuf def yaramu neen moom daal boo ko gisee yërëm ko da fay mel ni dof mais du dof sama atelier bii la mujjee ba yóbbu na sama 700000 sama chaîne or bi ma ko jëndee matul sax 2 semaines chaîne bu may yendoo ak jaaru baaraam lépp tekkiloo na ma ko tekki naa ko te tayuma ko pour boo leen ko gisee ci koñ bi foofu yépp ku mu taxaw ci sa buntu kër bay boo nga dàq ko te nga wut ay gardien yoo xamante ne bu fa ñaanee ndox buñ ko may gis nga bu la ñaanee ndox bu la nee tàkk bëtam def la lim lay def ñëw na ñaan ma ndox ma jël ndox may ko mu sukk ci atelier bi ne ma tàllal leen seen loxo ma ñaanal leen ma tàllal sama loxo ñaanal leen mu jékki-jékki laaj ma or bi may tekki di ko jox laajal sama tailleur bi mu ngi toog ma tekki chaîne bi jox ko tekki jaaru nopp yi jox ko tekki jaaru baaraam yi mu ngi almadi nag foo laajte ñu ne la mu ngi fi. man démb que j'ai failli passer à l'acte ci acte waa ji man ganu sama buntu kër bi may génn di jëndi bagage dog ci laa tombé ci moom ma ne ko man duma taxaw mu ne ma yow foo jaar man naa ko sotti ndox mi mayaat ko ñaari yoon dara la ma mënul loon xale yu góor yi war ko mu ne ma ñun ñu bon lañ ay chauffeur ay gardien ak ay chauffeur lañ mais ñii kenn baaxu ci man jéem na bind ma dugg ci oto bi mu ne ma wàcceel sa fit ma ne ko déedéet amatuma lu ma wax ak yow ba ma déparé sama jànq nag dafa am fu mu doon liggéeyee mu def coup bi yóbbul comme doon yóbbul ñu yóbbu 15 millions de bijoux dégg naa nag jànq bi gis ko xàmmee ko nag di yuuxu naan ma tata déparal man looloo ma may chance mais man xam naa ne doon naa tombé ci caay-caayam mais heureusement démb y avait 4-5 personnes yu taxaw Balde fekkee na ko Balde bi ci jàkk ji donc ñëpp fekkee na te Balde fekkee na keneen ku mu ku avant man donc Balde dafa ñëw sëgg ci nopp chauffeur bi wax ko man dama gaawantu dugg ci oto bi ma ko mayee ñaari yoon ndox yi rek dama dugg ci oto bi mais je sais que démb bi may tëdd bi may yegsee j'étais hors de moi mais ba tey je me contrôlais mais xam naa ne moom am na démb lu mu def mais dafa jàllul ci man rek mais alhamdulilah rek sant yàlla benn waay la dafa takk benn bandeau bu weex karaw gi weex tàll mu sol benn pantalon def taat ne fu mu taxaw dañ ko teg dof di ko dóor et or que noonu lay def ba def le coup bi waajaa ngi toj almadi démb moom am na fi xaalis bu doy ci gud almadi gi man nag dama yaakaar ne keneen ku mu naxati yow la neex parce que xam nga lu tax mooy paa bi ba mu dalee di def yii xoolal photo bi ñu tàmbali di ko waxtaane booba dafa yàgg boobu du tey donc kon toll nañu foo xamante ne ji waratuta ndax kenn ci réew mi parce que ñun yàgg nañ ci alerte yàgg nañ cee wax mais am na ñoo xam naa ne dañ ko dul dégg wala dañ ko dul xàmmee mais abaa mi nga xam ne nag moo nekk ci réseau yi na estati paa bi paa bi estati wuñ ko fi woon ñu ne ñu kii du moom da ngeen a jum ci paa beeg yooyu non keneen la xam nga paa bi ba léegi non boobu nee nañ dañ cee juumoo nag est-ce que c'est la waaw ba pare waaw paa bi comme kenn tegal ko benn daan te kenn wóoragul kenn ne yoon woon na ko ak yooyu men paa bi jàpp nañ ko fi 2 fois waaw lu tax ñu bàyyi waat waaw jàpp nañ ko fi 2 fois waaw moom moo toog noonu amuñu droit siiwal ko ci réseaux sociaux yi de mais paa bi lan moo tax nit ñi xam ko ñu jàpp ko jàppat ko ñu bàyyi ko te paa bi ba tey mu ngi def lu lam daan def léegi nag nit ñi nañu yeewu nit ñi nañu yeewu ñun boobu ba léegi ñoo ngi wax lii lay def léegi nag jarul nekk di statut paa bi parce que déjà dafa am ñetti mbir yu ci nekk benn mooy liñ ko wax ay tuuma la yow amoo takk bu wér ci ne moo ko def même bu fekkee ne sax xam na ñoo ko def amul dara lu koy justifie maanaam lu koy dëggal ba léegi suspect la kon beneen bi ci topp mooy ni mu déguisé woon nii day mel ne nit ku àndut ak xelam te dañuy faral di wax ne nit bu matul kat mooy nekk suspect paa bi yow amagoo preuve ci ne li ñu ko xam moo ko def amagoo preuve yow ay wax la rek déedéet lu nekk ay wax ñu ko defe ngi nii toog mën naa la jàpp loxo yóbbu la ci fukk réew mi mooy demee noo xam tant que justice neewul yaa ko def waaye bàyyi ma justice waaye yow man su ma la mbéjee léegi dañuy dem justice pour xaar ba xam ñun ñuy laaj ba xam maa ba ma leen mbéj justice da koo fekkee ma fa yow ba pare waaw après ñu dem justice léegi ne ñuy laaj est-ce que ku njëkk a mbéj ba tey mais xam nga yoon dafa muy doxe baan am na yoo xam ne boo ko teggee ci réew mi ba ma leen mbéj waaw d'accord mais am na yoo xam ne boo ko teggee ci réew mi paa bi daal mën naa tiitaan di àdduna ak li ci biir mais tant que yoon daanu ko mënoo ko jàppee ko coupable mais paa bi nag lan la ci yoon boobu boobaa boo ko siiwalee tooñ nga ko ñaareel ba mooy day doflu tey boo ko siiwalee aussi tooñ nga ko parce que dañuy wax ne nit ko ànd ak xelam waru ñoo yegg ak moom ñoo waa droit de l'homme ñoo wax yooyu déet
droit de l'homme waxuñu ko. waaye lu yéen ki nga jël di ko boole ci waa droit de l'homme ndax waaye yéen. ci la bokk de. moo la parce que li muy wax yëpp waxu droit de l'homme la de. waaw non man droit de l'homme waaye waxu droit de l'homme la. non du ma mës a ànd ak ñoom. ci benn say soo ma ko ci kuréel gi benn point lañ dul ànd. waaw mooy am na ak ngóor jigéen bëgguma. dama ne droit de l'homme moom moo tax xam naa du ma ci mën a adhéré mais des yëpp ànd naa ak ñoom. droit de l'homme ñoo yàq àdduna bi. waaw ba tey bu la neexee amul. ñoom daal ñoom. ki ñu sàcc amul droit. ban ami Kébé mi lu ko daal. ki ñu rey amul droit. ki góor jigéen di saaga amul droit. ki agresseur bi agressé amul droit. ki dee bañ ki ñuy fekk ci këram rendi ko jël ay bagaasam yóbbu population bi jàpp ko kooku ñu ni kooku noonu rendi waate bu ko kenn laal kooku daal léegi ka dee daal amul droit. loolu mooy droit de l'homme. loolu loolu la de laa gis ñu koy défendre. droit de l'homme maanaam ñoom ab tooñkat lañuy défendre. kañu tooñ moom day amul droit. Alexandre Maro nee na sans que bu ay règle amul ñoo rabu àll ñooy bokk nañu. Alexandre man benn borom xam-xam la. xam nga kooku xamul dara. kooku lu mu xam. Alexandre Maro la la mooy droit de l'homme xam nga ban li mooy droit de l'homme. l'homme gu ne na xam say droit. waaw loolu droit de l'homme te xam ne àdduna daa éphémère de. waaw lu fay waaye jàpp ci droit de l'homme da ngay xëy dee. yow ci yàlla. Ami Kébé mii. waaw. bu leen dégg baat bi ngeen yaakaar ne du sénégalais baayam sénégalais la. daa demoon Côte d'Ivoire takk fa jabar. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire am fa Ami Kébé. Côte d'Ivoire nga wax. waaw Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire gi day am rax na. bari nay sénégalais nag. équipe nationale Côte d'Ivoire soo gisee xam ne am na ñu bari ay sénégalais. dégg nga rek. xaaral ma ñëw rek xaaral rek maa ngi dem ci Ami Kébé gi. man xanaa sañ naa bàyyi xalaas. waaw xanaa man sañ naa fee man bu dee. waaw. maanaam Côte d'Ivoire gi daa rax. non mais lan moo tax. ma ne Côte d'Ivoire mu xool. waaw. ndax nga mos a dem Côte d'Ivoire. musuma fa teg sama tànk billahi wallahi. amul dara loo fa bàyyi. barke alxuraan. amul kenn ku mos a ñëw Côte d'Ivoire kuy dem am lu muy baale. booy jox ñu Ami Kébé mu ñu déglu muy wax. Mon père s'appelle Hassan Kébé. Hassan Kébé. Ma mère s'appelle Sali Koné. Sali Koné. Et moi-même, je m'appelle Ami Kébé. Et j'ai une soeur aussi qui s'appelle Ndey Sar Kébé. Voilà. Donc, c'était ça, oui. Ma mère était mariée avec mon père ici. J'étais encore plus petite. J'étais petite, mais j'ai un peu d'idée de ça. Voilà. Et puis, bon, il était ici, c'était un marchand. J'étais un marchand. J'étais encore petite au fait. J'ai pas trop d'idées. Mais je vais vous envoyer peut-être la pièce. Je vois sur la pièce ici qu'il vient de Thiès. Thiès. Ami Kébé, je suis née le 3 mars 1993. Mon père est né le 18, 4e mois 1954. Il est de Thiès, quartier Madina Fall. Et c'était un marchand. En fait, tonton, j'ai pas d'idée en quelle année. Quand mon papa partait à Dakar, il était malade. Sincèrement dit, il était malade. J'avais que 8 ans. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Donc, tu sais qu'il y a 20 ans de cela. Je peux pas me rappeler. Mais ma maman aussi, peut-être 6 ans après, ma mère aussi est décédée. Donc, tu vois qu'on est un peu perdu. Ma mère est décédée. Donc, du coup, on n'a aucune information. Tu vois, non? Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Non, pas du tout, ils n'étaient pas divorcés. C'est que j'étais en train de vous dire, mon papa partait, il était malade. Il avait dit qu'il partait pour revenir. C'est comme ça que ça s'est passé, il partait pour revenir. Non, c'est dans ça, quand il est parti, il n'est plus revenu. On nous a appelés, bon, je sais pas, parce que j'avais un oncle aussi en Italie. Il a appelé, nous, on l'a perdu de vue aussi, on n'a pas de ses nouvelles, ni rien. C'est lui qui a appelé pour dire que mon père est décédé. J'avais 8 ans. En fait, je sais même plus, monsieur. Oui, effectivement. Je suis à la recherche de la famille de mon père. Effectivement, parce que mon père est décédé. Il est décédé. J'avais 8 ans.
Donc c'est maintenant, j'ai 28 ans maintenant, donc je suis à la recherche de ma famille, des parents de mon père. Ma mère est décédée quand j'avais 13 ans. Mon père est décédé quand j'avais 8 ans. Donc c'est un peu mélangé. Je suis avec la petite soeur de ma maman. Voilà, c'est elle qui s'occupe de moi, c'est elle qui fait tout. Elle aussi, elle n'a pas d'idée. En fait, elle causait beaucoup avec mon papa, mais c'est des choses aussi qu'elle ne demandait pas. Parce qu'on ne savait pas que ça allait être trop brusque comme ça. Vous voyez? Donc c'est un peu compliqué pour moi. C'est compliqué. En tout cas, je veux retrouver mes parents. Je veux les retrouver. Si tu vois que je suis là, en train de partager cette photo sur les réseaux sociaux, là, c'est que ça me tient vraiment à cœur. Ça me tient de rencontrer mes parents. J'ai envie de rencontrer toute ma famille, ma grand-mère, tout et tout, mes oncles, tout. Vraiment. ci gàttal Ami Kébé mi baayam lay wër. baayam dee na. yaayam dee na. fi mu ne nii moom ak rakkam bu jigéen ñoo defe naa ñoo nekk Côte d'Ivoire. mbokki papaam ak yaayam lay wër. am na benn frère papaam bu nekkoon Italie moo leen woowoon téléphone ni leen paa bi gaañu na. paa bi dafa bàyyi woon yaayam ak xale yi moom bi mu am ñaari at defe naa ñëw Sénégal mais ñëwaatul. mais baayam sénégalais la. waaw sénégalais la wax na Thiès la dëkk wax na tur bi ñu maa ngi carte d'identité papa bi sax. papa carte d'identité mag yëpp mi ngi fi carte d'identité yu njëkkee la sax mooy basang ya yii nii. waaw papa waaw liiral. parce que da ngay dimbale mbokk yi ñu xam ne am na seen benn mbokk bu nekk Côte d'Ivoire. waaw. paa bi Thiès la dëkk. Assane Kébé la tudd. Assane Kébé waaw. Assane Kébé la du quartier Madina Fall. waaw wax na ko. métier moo nekkoon marchand. waaw la daan jaay waaw. waaw lii de lañ ci mën a jàllale ci xibaar. waaw pour ku ko dégg rek suñu contacter. wala administration Sénégal yàgg nañu amee làq. waaw lii carte d'identité noo ko mën a joxe doomu aadama. lii mooy basang. bii mooy basang carte d'identité basang yooyu zone ya. xam naa bii xam naa fu mu fekk avant. ci biir de la ci ne c'est pas signé. waaw ne c'est pas signé dégg nga kon ku ko xam rek na nga woo Passepartout ci 150 17 17. moom jógeegul ci confinement bi. ñoo àndoon ci bi ñuy dem Tamba. yëpp ma paas ñoo. seen opération bi nu mu tudd. opération. li ngeen di def nii. les patrouilles de Ndoye Bane. Tambambalo woy. les patrouilles de Ndoye Bane. opération Tambambalo woy. na ko gars yi seetaan 10 heures léegi nii ci kanam. après déclaration. les patrouilles de Ndoye Bane ngeen xool patrouille yi. mooy fi nga dem ay Kolda Madina wande fa ay dëkk yu bare da ngay gis loo xam ne yow da ngay waaru. parce que takku masque mi sensibilisation bi à l'intérieur du pays des na lu bare gars yi masque yaa ngi seen poos yi ñii jigéen ñi masque yaa ngi seen saag yi ñi des masque yaa ngi seen kaw coiffeuse yi ñu fàtte. d'accord waaw kon baax loolu moo fa loolu tax démb bi ma naan la ku korite ji njaay ku korite ji di nga yóbbu corona gi wala nga jëlee ko fa indi ko. lu leer laa wax. mais dem bi sax mënatul a nekk. waaw dégg naa mënatul a nekk. waaw parce que gars yi aj nañu autorisation yi. waaw ministre baa ngi ñu doon bàyyi xel de. dama ne. gouvernement bi dañuy déglu gouvernement bi te léegi ca laa bokk kay. te tey la conseil des ministres. man fii laay waxee samay conseil dem booy na la benn xale bu nekk. woo na ma waaye nag nee dafa mel dafa xaw a ragal de junj na areeraat nee naa leen maa ngi leen di xaar wax nañu mais après déggaatuma leen. mais nee leen maa ngi leen di xaar. parce que boobu ñor saf na. woo na ma boo waaw xalaas boo saf sàpp la yor. waaw nag xalaas nag lu mu sàpp nag. ci nag lu mu neex soo ko yàqul du jariñ. ko yàq ndax fa mu dóor garaaw na. bu xaabu boo xam ne jàpp na xale jigéen. fa mu te fa mu bokk sax moom dafa rëy nag moom warut a def yooyu. ay moom maam dafa baax. xam nga su sa maam baaxee. liggéey ci diine bi lu rëy. te yow jaaroo yoon war sa maam baax sa maam ju baax jot yoon wa mu rëdd di def lu baax di wax lu baax ba tax ñu koy sukkal ak raam soo ca jaarul saay doo dara da nga dul def sa fierté maam sax nag. waaw doo sa liggéey maam nga yàq. dëgg la de. xam nga loolu mooy lan. waaw mooy la. mujjee puso bi réeral ko. waaw loolu la nag. léegi nag te ku ko wax ñu ŋàññi. ci yemoon mu neex de. yemul ci loolu. ay nit la ko jàm ba noppi soo ko réer daa jame nit ñu puso bi ba pare. waaw soo ko réer puso bi. ay dit ban xalaas boobu nañ ko dóor. non ça dépend ci ne c'est que loolu la nit ñi c'est que sa maam dib sëriñ taxul ngaa nekk sëriñ de. déedéet.
sa maam di wàlliwu taxulaa nekk wàlliwu yoon wa sa maam jaar fa ngay mën a jaar pour mën a mel ni xaw a mel ni de sa maam waaye mënoo tey ñu naan Mouhamed Ndiaye sa maam te mënoo lire journal déet ban sama maam a ngi bënn teen waaw te chaque mois ñu ne ma facture ndox kon jeex na c'est ça loolu dafa war a leer yaa ngi dégg sa maam Albouri moo bënn teen waaw bënn teen yaa ngi nii man su ma fayul ndox du ma naan yaa ngi dégg waaw kon moo tax maam loolu problème la maam fa la lay jaar yow nga jaar waa jërëjëf ji te naan xoola baa na ngi nii di liggéey ci fii ci rajo bi àdduna yëpp di ko déglu waaw Maribane soxnaam di anniversaire kenn xamul ni Maribane a ngi anniversaire waaw loolu xoolal loolu muy démb la bu ngeen fa dajalee nit dina woo préfet kan koy dajale rassemblement la ñuy bañ dama la ko leer joyeux anniversaire à notre femme Maribane ñu ngi lay souhaiter un bon anniversaire Daba Ndiaye ak Daba Ndiaye c'est la part de toute l'équipe de Saloum waa RFM ak TFM ñëpp a ngi lay souhaiter un bon anniversaire nga dund sa dund nag Abdoulaye Diop heure bu la neexee mën nga ñoo dagg ñu dem allo yaay sama anniversaire jabar jëlaan ne ko président de la République président ci ko dara bokk la war a Dakar président de la République yaa ngi ci palais de la République résidence du président de la République bi nga xam ne mooy demeure historique situé dans le quartier Dakar Plateau capitale du Sénégal construit en 1902 800 ne palais bi yàgg na mu doon la résidence officielle du gouverneur général de l'Afrique occidentale AOF Léopold Sédar Senghor jaar 1960 ba 80 Abdou Diouf 82 Abdoulaye Wade 2012 Macky Sall depuis 2010 mu ñam fi ñamaat fi nu xaaree ne ba xam kii woote bëgg jot président de la République ko kan la war a doon ak fan lay woote salaamaaleykum allo salaamaaleykum maaleykum salaam et j'espère que je suis au palais présidentiel. En direct, kay. Voilà, c'est du standardiste. Monsieur Sow. À qui l'honneur? Vous avez l'honneur à Aaron Moussa Dia. Aaron Moussa Dia. Oui, Aaron waaw. Mbadda. Mawdu alhamdulillah. Mbadda tampere kam. Mbadda liggéey kam. Mbaddoon kurtu. Alhamdulillah. Mawdu alhamdulillah. Mbaddoon kurtu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So ça fait longtemps on ne s'est pas vu là. Jërëjëf waaw. Vous savez, je suis toujours à l'étranger, vous savez, moi je reste pas ici beaucoup. Kay. Vous allez bien? Ça va, est-ce que je peux avoir le président? Le président nag Hein? Un peu occupé. Et il est un peu occupé. Voilà. Je voudrais que tu le transfères mon message. Inch'Allah. Voilà. Ce que j'ai à lui dire, il n'est ko dama ko wax sa ci olof ne ko na jóg seet yi nga xamante ni ñooy milliardaires yi Sénégal. waaw. gis nga saa waay alal bu lu ko yàlla joxe dañ ciy dimbali ñi nga xamante ni mënuñu seen loo ko jotuwul gannaaw. waaye jël ak corona bi fi mu toll nii ak réew mi fi mu toll nii. xam nga xoolal mbay mi fi mu toll nii. bu ñu fekkoon ne teeloon nañu jàppale suñu baykat yi nga xamante ne ñoo fi nekk. teel leen a jóg ay matuwaay. kon duñu jël ceeb di ko commandé ak si extérieur. gis nga tubaab yi yóbbalu wuñu dara déjà waay. yóbbalu wuñu dara. dañ jom la ñoom ak positif. waaye am na ñoo xam dañ jël suñu milliard denc ko ci banque bi di ko coppati di ko lekk par ndànk-ndànk loolu baaxul tey fàtte askan bi. man déjà j'ai pris des tracteurs je les donné au cultivateur. foog naa fuute yow miin nga ko. bu baax fuut miin naa wuy baax waaw miin naa fuute li nga wax xam nga lu tax moo am solo. mooy dañuy war a bàyyi rek di jël lépp di ko teg. am ci yu mu nekk noonu la kër gi di demee ku ne da ngay jàpp fenn rek li wolof di wax fenn fu ne nga bay fa sa boppam. ay Mamadou Ndoye Bane moom. xam ni diggam ak xalaas yaakaar naa ne cere ku sëb la. yaa nga àndee ca àll ba. dégg nga mooy kii non du ay sama gars yi ay dóor la de. non ñiy déglu sax xam nañu ay dóor la. yow boo ñu rombee sa xalaas ngay xëy. noonu nañu ubbi téléphone bi di ba xam. boo ñu rombee sa xalaas ngay xëy. seetloo benn affaire. bu njëkk ba dañ doon wax naan émission xalaas ci RFM da nga ñëwee dañuy wax émission Ndoye Bane bi. voilà mi ngi noonu moo la xamal ne. yow loolu la xalaas mënoo ci dara. daf laa topp xam nga xalaas am na ñeenti at man may doog a ñëw xalaas. jeex na léegi nag kay. boo bokkee ci mbir. mais at yi gaaw na. waaw ndaxte man ba mu ñëwee Futurs Médias ak léegi daanaka juróom-benni at la. waaw mi mel ni démb laa fi ñëw. waaw mais xalaas man moom daw na presque lu man ñeenti at. waaw wala juróom. ngay soog a ñëw. mooy doog a ñëw. loolu lépp dëgg la. ba xalaas donc boobu su la woon. waaw maak Malal. waaw maak Marie Louise. waaw maak Lisa. waaw maak Babacar. waaw ba maak yow. waaw kon xam nga loolu yàgg na. waaw kon xam nga yaa ngi naan maak yow. waaw mais xam nga dafa am foo xam ne dañ koy nangu baan. gis nga ñun. man mii damay tiitaroo Sénégal waaye Sénégal day tiitaroo Youssou Ndour. waaw àdduna demee noonu. waaw loolu dëgg la. voilà kon baax na. kon baax na kon baax na. ñu ngi ziar ñëpp di ziar waa réew mi ak waa bitim réew ñëpp ñu ngi leen ziar te di leen ñaanal jàmm
waaw mbas mi yàlla na fi jóg jàmm yàlla na ñëpp am jàmm ku ko bëgg yàlla na ko am ku ko bëggul yàlla na ko am na kër yi am jàmm. amiin waay poos yi am jàmm. amiin su poos yi amee jàmm defe naa ni kër yi dina am jàmm. waaw borom kër yi am jàmm. man damaa dégg benn affaire baan. waaw ñu ni mu ne dañoo jëm ci wut ay bracelet électronique. waaw détenu yi loolu dana tax benn mooy ci. foo ne ñu xam ko. voilà. li ci jublu bokk na ci wàññi nit ñu xat ñi ci kaso yi. waaw. ak daal benn politique daal bu ñu teg ngir maanaam daal jéem a sàmm ak yelleefu détenu yi. waaw yow loolu loo ci gis. ak yelleef yi waaw détenu yi c'est que mu détenu yi dafa bari ay façon. non man kay ci bracelet yi kay la. bracelet yi su fekkee daal am na ñoo xam ne mën nañoo bañ a tëdd ci biir kaso bi. tey tëddee neneen. am na ñoo xam ne liñ def garaawul. jarul te kaso bi ay ñaari at ak ñetti at mën nañ leen kii sanctionné neneen lu dul lii man daal li ma bañ mooy. nga rey nit ñu lay jàppale. nga agressé nit góor ko jaasi ñu lay jàppale. nga tàngal ndox mu tàng sotti ko nit ñi di la jàppale. man loolu laay bañ nga nekk góor jigéen ñu jàppale ñu lay jàppale. xam nga li problème Sénégal ak bracelet yi. waaw mais dañ ko wutal kilo minute léegi tekki ko. kel mënta ne. gars yi fii Sénégal fii loo ne mënta nekk rek nit def na ko ba ñëw toog. bracelet yi. li ñuy daj ci bracelet yi coono bi jënd bi takk bi surveillance mais tabaxoon na yeneen kaso. bala dañu bëgg a désengorger prison yi rek. waaw tabaxoon na yeneen kaso ba ca jam ñaajo ma ngay dox de defe na. laaj ko ñi am lanteeg yoon. moom fii kaso ak armeel moom ban. tàmbali naa dox et puis lu tax yéen journaliste doo leen def ay reportage ci armeel yi. armeel waaw koy interviewé. am na directeur des cimetières. waaw loo koy laaj. ko condition de vie des morts. waaw. banaareet waay. waaw. banaareet waay. ci réew mi lañ bokk armeel daal bu ñu ciy wax. waaw am na lu fa am lu jaaduwul. sinon on laisse les morts se reposer tranquillement. man de maa defoon benn reportage ci morgue yi. waaw. jóge fa dem ci armeel yi. waaw. def ci benn thème de la semaine bu mag. waaw loolu kay mi ngi ma mel ne tey. di ngandalu nag def ko. teg reportage bi guddi ak benn générique. nit ñi di wax ma dugg ci morgue bi ñu génnee ma nit ñu faatu ñi. te gisuñu seen i mbokk. waaw ñii bi gisuñu seen i mbokk ñii gis nañ seen i mbokk nga gis benn mag. benn xale ku làpp agresseur bu dee woon benn ivoirien bu ñu fekk mu dee ci néeg maanaam lu mat 17,15 yoo xam ne daal ñu ngi leen rangalee ci trois yi ma daal di sant yàlla ba pare daal di yéemu ci sunu borom. xool leen ñii ñëpp ci biir morgue bi. ñëpp bokkuñu diine. ñëpp bokkuñu xeet. ñëpp bokkuñu fu ñu jóge. kenn ku ci nekk kii ab directeur la woon. kii ab imam la woon. kii ab animateur la woon kii ab journaliste la woon kii agresseur la woon kii lii la woon ñoom ñëpp ñu boole leen ci genn kees. te su nekkee àdduna di dox ku nekk yaakaar ni yaa gën sa morom. fii àdduna bi kenn gënu fi kenn. en fait am na ku gën kenn sax c'est que yàllaa ko xam. yàlla moo ko xam yàlla muy sàkk mais non nit ñi koy gënante ne. voilà waaw mais yàlla rek moo xam ki gën. yàlla moo ko xam c'est très bien ni nga ko waxee mais fii nii da ngay gis nit koo xam ne da ngay gis ni am nga xaalis nga yaakaar ni yaa gën ki amul xaalis. sa maam sëriñ la woon nga yaakaar ne yaa gën ñi nga xam ne seen maam nekkuñu woon ay sëriñ. wax naa la ko fii keroog sa maam nekkub sëriñ. nekk wàlliwu taxulaa nekk wàlliwu. soo bëggee doon li sa maam doonoon wala nga xaw koo jege da ngay teg sa tànk fi sa maam daan teg sa tànk soo ko fa tegul doo Papa Ndiaye Ndeene. waaw. Papa Ban waay pour mais dëgg la. waaye léegi. Papa Ndiaye Ndeene. ay ca ñu doxal ci xalaas. Ndiaye. Ban. barki démb ma yaa ngi ma woo téléphone di ma créer ay problème naan ma la xew ko noonu. lu tax ba léegi dégguñu la ci. waaw nga ne ma ni la. li ci ñëpp wax jarul ñu ko ciy wax. waaw nañ fexe. xam exactement. voilà lu ci ñeneen ñi xamul. voilà man ni ñuy liggéey. mooy indi lu kenn indiwul. wax ak ku kenn waxalul. ba pare am ci lu leer waaye toog fee ñu laaj la ngay wax loo xamul mi ngi mel ni booy amoon xale bu jigéen bi deewoon almadi ci affaire drogue beeg yooyu. nit ñi naan waaw waa RFM lu taxoon waa xalaat nit da ngay wax ci loo xam. ak loo yor soo demee ba am ci lu leer naññ. nga wax soo ci amul looy wax doo ci wax c'est la même chose ak kaaw kunun bi. xaw ma ci woon dara dégg naa réseaux sociaux yi nit ñi di bind ko wax mais man ay waxi mbedd ak waxi couloir du ma ci yéen. xibaar yu wér. te wóor la ñuy joxe kii nga dégg muy wax Ndiaye. mooy papay xale bu jigéen bi. xale bu jigéen bi ñu ne moo rey gorom. waaw kii di wax mooy papam. moom déedéet kii mooy jëkkëram. jëkkëram mooy jëkkëru jigéen gi moom leen rey yaayam. kii moo takk ndaw si indi ko ci biir kër gi ndaw sa rey yaayam. ci liñ wax. waaw ci liñ wax. te ndaw waa ji du ko dëggal. waaye avant muy rey yaay ji. ya doon xew. ya xew daawu jéeg daawaati jéeg
ay signe waa ji di wax jëkkër ji santiroon na ni ndaw si suñ ko tàqalewul ak yaayam musiba dina musi am. te moom moo takk xale bu jigéen bi ci kër voilà mais mbokk la te yaay jee ko présenté. soo leen dégloo waa ji dina am explique yu bari yoo xam ni waa ji santiroon na ni ndaw si doy na ay avant mu koy rey. waa ji fase na ko. y a 3 semaines ni ko fase naa la woo yaay ndaw si ni ko fase naa ndaw si ñu jël ay bagaasam te génn sama kër. waaw fase na ko. waa ji wax na ndaw si moo nangul woon a génn kër ga ba mu defee li mu def. est-ce que du kuuba la doon préparé. ñu déglu. waaw Ablaye Ba dafa am coow lu am fële ca Kounoune. am soxna soo xam ni dañ ni daal moo dafa rey ab gorom. di sa soxna yow sa jabar la. mën nga ñëwaat histoire bi nu mu demee. 3 semaines passées dama ko woowoon fii téléphone di ko yedd ndax lan parce que sama doom dafa ñëw ci maa ngi wax ak moom téléphone sama doom ñëw di ko yaay dama bëgg a lekk. mu yuuxu xale bi lu mu yuuxoo xale bi ma ne ko diw xale kenn du ko yuuxu bàyyi loolu rafetul am nga doom joo xam ne mu ngi màgg mu ngi xàmmee soo ko moytuwulee nag bu ëllëgee lu la ci mën a dal nag bu moytuwulee doon jëriñoo xale bi lii laa koy wax chaque jour mu ne ko ba moytuwulee doon jëriñoo sa doom mu dal di yuuxuwaat xale bi. boobu yaa ngi ak moom ci téléphone bi. waaw. mu yuuxuwaat xale bi. ma ne ko soit lii la doon tere sànq même pas 3 heures de temps yow yaa ngi nii di ko defaat bind. kon mën nañu wax ni sa soxna si sa mbokk la. sama rakk la sama jarbaat sama lépp lu ci biir. moom muñ soit fii la ma daan woo mu ne ma dañ may sëriñtu dama ñëw def lii dañ may def lii ma ne ko soit dal naa fuloog sama yaay ci loolu moom je veux pas nier ça dal naa ci fuloog sama yaay ma ne ko yaay da ngay muñ parce que yaa ko andi ñu sëy ci kër gi. xam nga boo nekkee yaa ngi jéem a protéger sa foyer. yaa ngi bëgg a rafetal sa diggante ak sa yaay. te sama yaay daf ko bëgg ci xolam. problème bi mu commencé di bëri à partir de 2016 la commencé changé. te loolu bu njëkk ba lépp lu ma ko daan def loolu. waaw. da koy dox alal di ko yàlla may bant ba tey. waaw. coow li dafa gën a bëri problème yi dafa gën a bëri. bi ma mujjee wax ak sama yaay alxames bi. dama ko ne yaay yónnee naa xaalis. pour seen ravitaillement comme que bu ma ko yónnee xaalis ravitaillement kër gi du ko respecté quelque temps mu ne ma xaalis jënd te du la togg bu baax du la lekk bu baax man yónnee naa xaalis pour sama doomu tante buy ñëw di togg ci kër gi. balaa boobu sax boobu bloqué naa ko ci WhatsApp bi. bloqué naa ko ci Facebook bi. waaw parce que waaw. lu taxoon ma bloqué ko. waaw. wax yu salte ak di muy saage wax yu bon. yow lay saaga. waaw ma bloqué ko noonu mu toog 1 semaine mu woo ma téléphone direct lay ni comme ni may woowee nii. waaw. mu ne ma baal ma axade nobel bi rek moo bëri bu ma la kiiwulee rek damay dof. ma ne ko soit may naa la sànq ba tey. dama bëgg sama kër nga jël nga génn dem sa yoon. loolu laa ko wax ma ne ko pare naa ci. fase woo ko gedd ma ne ko fase naa la bés ni ki tey bëggatuma maa bëggoon. tey boo jëlee sa doom soo jëlee sa doom ni ma la gédde noonu laa koy gédde ni boo ko fa bàyyee dinaa ko topp te bés bu ñëwaatee ci bàyyam dinaa ko tàllal samay loxo ma téye ma wax ko lii parce que xam naa li mu ci jublu xam na ne dama bëgg a xale bi te xam na ne sama yaay dafa bëgg a xale bi mu ne xaaral fii laa leen di xoj. loolu kañ nga ko fase woon. ça fait 3 semaines yooyu noonu laa ko wax. avant muy def li muy def. avant muy def li mu def nii mu bañ a duggee ni kër gi. woo naa sama nijaay wax ko. bi ko ñaay ne woon. waaw. ma woo nijaayam ma wax ko. waaw. ma woo magam bu góor. waaw. ma wax ko ma ne ko man kii pare naa ak moom dem leen jëli ko. ñoom ñoo deful seen liggéey. yow kon santiroon nga ni mbir maa ngi xeeñ. voilà la booba lii di am. dama woo sama yaay ci téléphone ma ne ko yaay. parce que dama gis sama yaay un jour ci WhatsApp bi ci vidéo nii. waaw. ni mu ñàkkee kantan. mu ñàkk kattan. waaw feebar bi. waaw ni mu ko def. waaw. sama rongoñ tuuru. fekk ñoom ñaar rek ñoo fa nekk. ñoom ñoo nekk ci kër gi ak ñaari xale yi. parce que ñële gàllankoor day ne damay liggéey. génn dem bàyyi sama rek kooku ci kër gi. ma woo Ami Collé ma ne Ami Collé dimbali leen ma bu leen sori sama yaay ak Suwaadu. mel ni ma woo sama yaay ma ne ko yaay. li ma lay ñaan ci ngir yàlla rek. waaw. bés bu Suwaadu toggee ci kër gi. waaw. mu yàkkal la yow kese. waaw.
bul ko lekk. wax nga lii sa yaay. lii laa wax sama yaay lii. lan nga santeroon ba tax nga wax loolu sa yaay. parce que sama yaay bi ma ko gisee si vidéo bi ni mu tuutee ni muy ñàkkee doole. waaw. li ma doon xalaat yooyu bi mu leen koy alerter noonu xam nga la laa doon xalaat. waaw. mu fekk sama yaay di tëdd ci canapé bi mu fekk muy nelaw mu boof ko njëganaay loolu laa doon xalaat. léegi waa ji moom mu nga bitim réew. waa jaa nga bitim réew. lii nii bi mu fi lii nii yëpp maanaam ndaw moom sentiroon na ko. waaw wax na ko kay. ba doon na li muy ragal mooy. waaw yaay ji toog mu ñëw jël ngegenaay nëq kii ko. waaw xëj ko kii ko quoi. voilà waxoon na ko waa kër gi. étouffé ko waaw ni laan noonu day leen surveiller maire bi ak jabaram. wax na ko ndijaayam wax na ko benn jarbaatam bu nekk ci kër gi wax na ko ñëpp pour que ñu koy bàyyi xel parce que dafa gis yaay ji appel vidéo mu gis ni yaay ji ni mu mel mu gis ni yaay ji dese naa am ab toppatoo. te lii mu waa ji wax ni bari ñi ci kër yi yaay yu bari ak papa yu bari ñi ngi ci biir kër gi seen biir kër yi doom seen jabar yi di leen négliger wala yow sa bopp yow sa bopp ngay négliger sa yaay. ban loolu de bu dee Sénégal. waaw Sénégal gii. téeméeri sëy la benn la au contraire kay. waaw yow yaay ak papa yi ñoo nekk ci kër yi dama ne doxantul ci néegu maire yi. waa dégguma dama ne la am na. jeeg gi duñu loqati seen néegu goro yi. waa d'accord di ko bale. waaw mais d'accord mais xam nga tamit. néegi day dem ba am xet. am na ci goro yoo xamante ne ji boo loqatee seenu néeg ñu loqati sa lu bon. waaw loolu mooy wax ji. waaw mais nag li nga wax nii am na de ay ñu dem sëyi ci kër yi toppatoo wuñ seeni goro loolu moom am na mais dama ne bu dee téeméeri sëy ñoo am fii ci kër ci Sénégal. ñaar ñoo ca mel noonu des yëpp c'est le contraire. goro yi ñoom ngay sëy si ci kër goro yi topp la tongal la fitnaal la sonal la yàqal la génne la. njëkk yi. ba pare baatal la nag. mais gis nga nag goro boo xam ne gisul doomam bu jigéen bu ne ci kër gi. waaw goro booboo tane. dangar maam jaan lay doon joo xam ne du màtte. xanaa yóbbu na njëkkee ñoo. waaw gis nga yaay mère sunu yaay yi. su fekkee amoo sa benn sœur maanaam benn doomam bu jigéen bu nekk ci wetam di ko alimenté di ko cuq. mais jaan ju amul dangar lay doon. mais su fekkee am na doom ju jigéen ju ne ci wetam rek maar day taal yi. waaw doom ju jigéen bi ñoom ñooy seytaane yi ñooy cuq meer yi. mais wax ji waa ji xam daana wul de. waa ji léegi nag ñu déglu. waa ji lam ca teg. man maa ngi alerte nijaayam maa ngi alerte sama nijaay. sama rakk benn rakk bu dëkk sëñ yi wax naa ko man nee naa leen kii fase naa ko kii pare naa ci ay mbiram. kenn kër gi. kër yi yàqal naa la ko. bés boo ñëwee. nga nekk diñ père ma jox la sa doom ma dem sama yoon. ma ne ko ma envoyé ko message ma ne ko diw yàq nga ba pare loo fay toog. boobu defagul meer bi dara boobu mu ngi toog ci kër gi di tëkku waa kër gi di ma tëkku. nee na dina ma def loo xam ne bés bu ma mën naa xaru biir Norvège. ma ne leen lii laa leen di wax bu leen sori meer bi chaque jour loolu moo nekkoon sama alerte. te kii lu ko gën a déstabiliser mooy bi ma ko bloqué ci affaire xaalis ndoy du bëgg ko ba dof maa ngi doon sàmm lu bëri ci àdduna. mooy dégg naa ni jaay na fi sa benn oto boo fi bàyyoo. dama amoon fii jamono damay faral di liggéey di andi ay oto. ma andi woon oto yi transitaire bi def ma naka si dundoon ba ma am ci jafe-jafe. bi ma nekk ci jafe-jafe boobu dama yëkkati sama carte bancaire bu Norvège ma ne ko diw sama carte bancaire baa ngi nii 1,5 million mooy dugg ci compte bi weer bu dee buy jógee Norvège. comme maa ngi demee ay jafe-jafe laa nekk dama bëgg ngeen dund tranquillement ci kër gi te doo ko yëg keneen du ko yëg. ndooy bi mu defee noonu jaay na sama njaganjaay bi. jaay sama benn oto. waaw ak sama benn oto bu ndaw. mu jël xaalis bi lekk ko li ci des mu bàyyi fa xaalis bi bi ma génnee noonu ma muñ ma ne ko def nga lii jël nga xaalis bi nekkoon ci compte bi yëpp lekk nga ko ci loo xam ne dépense u kër gi 200,000 francs la par mois. calculer 1,5 million par mois. waaw. loolu doyu ko. bi ma génnee noonu def naa 3 mois ci kaso bi te je te dis man li ma lay wax nii rek bi ma génnee ci kaso bi. waaw. ma jàkkaarloog moom bés bu ma génnee dama ne tap
sama ordinateur laa jël dugg ci suñu système bi. ma vérifié ma ne ko sama salaire musul tardé. waaw. ana xaalis bi. waaw. jour boobu sama bopp laa yéenu. ana oto yi dem na xaalis bi dem na. lépp moom moo nekk xaalis bi ci compte bi jaay oto yi nga fi bàyyi woon. waaw mooy bi mu ko dóoree jour boobu dama ñëw ma wax ak moom téléphone boobu maa ngi daw ci sama oto yi nekk port pour mu génne. waaw. ma waxtaan ak moom ma ne ko diw de maa ngi nii mu may dem mu ne ma gaz bi jeex na ma ne ko gaz bi jeex na ma ne ko baax na bu ma demee nii léegi nii dinaa ko jënd. bu mu am gaz balaa may dem. xamul ne jënd naa gaz bi bàyyi ko ci boutique bi. ma dem mu ne ma demee ci beneen kër gi ma tëdd fa. mu saaga ma ndey mu ne ma waaw. ma muñ. jour boobu le lendemain ñëw ma ci kër gi. ma xëy le lendemain xëy dem doxi Dakar dem doxi samay soxla Dakar ndeke bi ma xëyee noonu moom xëy na jël doomam dem ak doomam pour moom damay ñëw ci kër gi créer problème. mais defuma loolu dama tëbal jour boobu ma fanaan sama kër gële le lendemain ma ñëw fekk ko ci kër gi mu toog suba teel ma ne ko diw gis naa ne sa réewande mu ngi bëgg a bëri sa xamadi mu ngi bëgg a bëri li ma lay ñaan da ngay sëy nga sëy boo sëyulee nga jël sa bagage nga dem. mooy premier histoire bi premier coow li. moom ak mère bi waaw bi ma xam ne fekkee naa ko nii pour ça bi ma daane bi ma si suba teel bi man nag moom rek ci saal bi ci kaw. waaw mu tontu bu ñagas ma ne ko baax na jërëjëf ma dugg ci biir jël. lépp xew na ci kër gi. xew na xam naa ni élément bi ma jox ki Ablaye Diop xam naa ci montage bi dafa dagg ci fin bi Ablaye Diop ko dagg moom la mais fi mu doon daanele mooy ba mu ko fekkee foofu ci biir kër gi ni ko yow sa reewane gi nangam. bañ ko tontu ko ca la ndaw waa ji dafa jël ay këyitam këyitu certificat de mariage yëpp pour war a dem tribunal pour jéem a dugal fa këyit pour divorce. bi mu demee eggul tribunal parce que fa la bàyyi ndaw si. ak yaayam ci diggu kër gi. bi mu demee ba buntu tribunal avant muy dugg ci la ko ndijaayam woon ni ko daw sil gaaw mun ko sa jabar mi ngi dóor sa yaay dóor na ko dóor yi metti ci la waa ji dëpp daw ñëw. loolu lépp bi muy am jëkkër jaa ngi nekk Sénégal léegi sunu korité jee ba ñëw. dinaa la indil waa ji ba mu nekk waa ji dafa dellu bitim réew. kon bi ñuy rey yaayam. mu fekk ko fi ci réew mi. waaw fekk ko fi. ok waa ji ma nga bitim réew. léegi nag nan la ko yëgee. ak affaire yi naka la demee. ak ban version lañ ko jox ak ban version lañ ko jox et tout moom nee na waa ji nee na ma biñ koy annoncé rayu yaay gi. 30 minutes avant moom. woote na foofu ni nañ jël si jabar ji nañ dem génne ko këram. booba histoire amagul dara amul. gars yi di nakal ak yooyu après ci lañ ko woo fekk mu nekk ci benn gaar ñu woo ko ni ko sa jabar. ray na sa yaay. nee na foofu ñu ko waxee def na fa 5 heures de temps. denc ko ndewenal korité lay. ndewenal ko beneen bi mooy ndaw xale bu jigéen bi nekk Côte d'Ivoire te sant Kébé. waaw liggéey ci. doon wër papaam waaw ki doon wër papaam. papa ji gaañu na. mais fi mu ne nii xalaat sax na mi ngi jokkoo ak frère yi. gis nañu mu bokkal. élément boobu xam naa su paree ba jox la ko dina baax trop. mais ndax allo président sa tax après aussi dañuy dem ministère de la santé. denc ko def ko ndewenalu korité. Cheikh Anta liggéey na ci liggéey bu am solo parce que gis na benn tantay xale yi tantaam parce que kooku am na ay frère ak ay sœurs yu bari yu ne fii Sénégal ñoom tamit ñaar lañu Côte d'Ivoire xam naa ñi ngi jokkoo jamono ji ndaw si bég na bég goo xam ni bég gi tiyaabo boobu yàlla nañ ko bokk ñun ñëpp. amiin waay ak bokkoo Sénégal. cheetetetet mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am koy yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com.
Sénégal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.